بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا أنت الله أكبر الحمد لله. wala àdduna jigéen ñi da nga fiy sax wallaahi nax nga sa bopp àdduna kenn du fi sax kenn du fi sax. الله أكبر الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله وكفى وصلوات الله وسلامه على النبي المصطفى وصلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه بكرة وأسيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. mbokki réew mi mbokki àddina bi mbokki seetaan DTV dellu si waat nañu di àndaat ak yéen ci seen émission bii di ndénkaane ñu koy amal altine ba alxemes di jaajëfal Adja Louise ak équipe am bi mu àndaloon démb di ñaan yàlla defal leen tawfiix ak taysiir di ñaanal ñi tawat tëdd ci kër yi ñu tawat tëdd ci lalu hôpital yi ñu tawat di doxaale ak seen jàngoro mënuñoo tëdd ndax bu ñu tëddee yu bari tëdd balaa ñoo tëdd yàlla yàlla saafara leen di ñaanal yàlla ñu nekk ci xat-xat yàlla yàlla génn leen ci rawatina sunu mbokk yi ci kaso yi yàlla yàlla génn leen fa ba ñu delluwaat ci seen yitte di ñaanal ñi nekk ci yoon di tukki yàlla sàmm leen ñu dem ci jàmm fekki jàmm delluwaat ci seen i njaboot fekk leen ci jàmm di ñaanal ñi faatu tëdd ci bàmmeel yi ñoom ñëpp yàlla nañu ànd ak jigéen ju tedd ji daa toog fii di leen ñaanal muy Seyda Zeynab Fall wax ay bi Seyda Adama Seck séddoo di yaa layta qawmi yaalamuuna bi ma xafara li rabbi wa jaalani min al mukramin ñi faatu ñëpp yàlla nañ ko wax di ñaanal yàlla ñi nga xam ne ni ñoo nekk ci néegu sëy yàlla barkeelal leen seen sëy jubale leen ak ñenu nekkal may leen njaboot yu barkeel ña ca nekk te amaguñu njaboot yàlla may leen njaboot te yàlla yar njaboot ga teg leen ci yoonu siraatal mustaqim ñi ci duggagul yàlla wërsëgal leen ñu dugg ci rawatina waa wallu yi ci kër gi yàlla na yàlla wallu leen di am mbégte lool ci li xew di sant sunu borom subhanahu wa taala ñi nga xam ne ñu ngi koy ñaan te mi ngi ñuy dégg ba président association ñàkk jom bi nekkoon ci kër gi yàlla dogal na mu démissionné jël na soxna muy Mansour Sow ndeysaan monsieur Mansour mes respects. Bienvenue au club. ah ne ko bienvenue au club. waaw bienvenue au club monsieur Mansour am na jom ay waay merci 2021. wallaay 2021 merci beaucoup ci nii nga dikkee nii. ku ma ko waxoon duma ko. wallaay. ku ma yeewoon ba guddi na ma Mansour Sow dana jarul ngeen koy wane kooku bokkatul ci course bi kooku génne nañ ko bu yàgg daam ñoo xam ne ñoo génnee seen bopp ak ñi nga xam ne dañ leen a génne. waaw Mansour daa génne bopp mais ki moom nañ ko génne. jarul la wane Mansour Sow ndeysaan léegi kor Sadia la Sadia ndeysaan keroog ca zone B ca jàkka ja ndeysaan tàkkusaanu dimanche jooju duma ko fàtteeti. macha allah seet Mansour ne ma kar ma ne ko boo ma yëgalul bis jarul nga may woo mu ne ma kon de dinaa la woo ndax moom laa lay yëgal ma ne ko bismillah maa ngi dégloo mu ne ma dañ may soxna ma ne ko alhamdulillahi rabbil alamin ndeysaan c'est Mansour Sow journaliste bu mag bi célibataire bi woon ci kër gi président célibataire yi am na jom laay pay ñëw na tey di njëkkantoo yëkkati ab cadeau di ma ko jox ak lu nekk mu dugg ci waaye du la ci génne de fan yëpp mi ngi may baab xam naa dafa yëgoon ne Mansour day waaj a takk soxna ba tax ma naan oustaz naa la ñëwal benn yére bu rafet lu ne mu dugg ci waa ñaw na yére bi indi nga ko waaye du la ci génne de lay pay amal jom seen président am na jom vice président yeeg secrétaire yeeg trésorière yeeg am leen jom ñàkk jom baaxul takki leen soxna yal na yàlla wal ñi ci des amiin Mansour moom ñaan gi dal na ko tonton Pao waay oustaz xanaa gisoo li woy sama célibataire bu ñàkk jom beneen ba woy sama présidente bi ma nga ca puudaru sax génnewu la bee boo nga puudaru seetu
séentu seet naa ba seet mais naka te noonu privé seetal li ma doon wax mayte la seetal seetul séentul dara du leen ci génne de am leen jom saa bu jotee rek yomb yëg nga ne seen président démissionné na du bu jotee rek yomb ku démissionné foofu Mansour Sow Mansour daa teel a daw noonu na xaaraat tuuti rek yow waxoo jàmm Mansour rek teel a daw daa teel a daw waay noonu na xaar tuuti waay tamit nag daw nga naan teel a daw Mansour mafia bi kenn du ci gaawee génn noonu mafia di ngeen ci génn de yow ko la gunge nga bëgg bëgg yow di ngeen di ñàkk jom ñii jarul seetoo ko puudaru am leen jom laa leen wax waaye ma seetu rek Fippu leen puudar waay. mu tane fippu leen kon baax na noppi nga seetu bi noppi na waaw waaw kon baax na këru yëglekaay lu ñu yeewoo balaa ñëw ñëwaat ci plateau bi waaw lu ñu yeewoo sakkan na oustaz dañuy dooree rek ak Vox Populi moom nag mi ngi ñëw ci couvre-feu bi ak état d'urgence bi nga xam ne nag daal dina jeex dimanche bi ñu génn mu mel ni nag kër yëglekaay bi lu mu wax nag dafa mel ni rek pouvoir bi dafa daal di réer ci ay délai yi nga xam ne moom la joxe woon gannaaw loolee sax ma nga jël lépp daal di koy teg ci ki nga xam ne moo di ndodd gouverneur yi ngir rek ñu mën koo génnee ci mbir mi moom nag Antoine Félix Diome daal dina wax niki démb ak couvre-feu bi nag dina daal di continuer fii ak 8 jours fi nga xam ne rek moo di ci gox bu Thiès ak ci Ndakaaru mu mel ni nag boobule couvre-feu it dinañ gis ni jàpp ci 21h ci ngoon ba 5h du matin nag dina continuer 19 janvier ba 26 janvier gannaaw Vox Populi Oustaz Matar ñu dem fi nga xam ne rek moo di source a des ba tey ci jàngoro bii di Covid 19 daal di dem nag fëri ca district sanitaire bu Daara Jolof mu mel ni nag jamono ji ñañ fa nemmeeku ñi am cas Covid 19 bi daal dina bëri loolu sax ndax ci ay semaines yu ñu génn rek lu toll ci 90 ci ay doomu aadama. ñoom nag daal di nañ leen testé ñu am jàngoro bi di coronavirus bu ñu saytoo jamono ji nag foofu ca district bu Daara Jolof 70% ay cas yoo xam ne ay cas communautaire lañ maanaam ñi laaleek biree jàngoro te xamuñu fan lañ koo jëlee ba tey nag ci kër yëglekaay bi desandi ba tey ci Daara Jolof moom nag muy wax daal dina yokk juróom-benn yoo xam ne dañoo faatu ci lim bi nga xam ne jot nañu faatu ci jàngoro bii di coronavirus foofu sa Daara Jolof ba tey 12 décès yoo xam ne ay cas communautaire lañ maanaam dañ ko am te xamuñu fan lañ koy jëlee daal di mujjee faatu ca Daara Jolof ba tey nag te ñooñu ñañ ca nemmeeku rek mooy ñoo xam ne nag dañoo mag loolu ci seeni âge teg ci rek ñi ngi li ñu mel nag mi ngi xewee ci diggante mercredi ak vendredi ba tey desandi ci source a moom nag muy ñëw nag ci fi nga xam ne moo di péage Ila Touba mu mel ni nag jamono ji ñay jaar foofu nag boo moytuwul rek seen bakken nag dina nekk ci xottu gerte ndax lu ñu nemmeeku mooy foofu amul ay barrage ci li nga xam ne moo di ca tali bi yëpp teyit nag bu yàggul dara ca ba ñuy génn fële ca wetu Bambey gis nañ nag benn usager boo xam ne rek dafa daal di tël kenn koo xam ne nag wala sax benn nag boo xam ne da doon jéggi ci tali bi looloo tax sax ba nas tuut rek otom bi daal di këpp looloo tax jamono ji nag ñi ngi topp ñi nga xam ne ñoo di agent judiciaire yu état ak ñi nga xam ne nag ñoo di waa Ageroute daal di nañ leen topp ngir rek ñi gën a gaaw addu ci jafe-jafe yi nga xam ne usagers yi ñu ngi koy dund foofu ca autoroute Ila Touba ba tax na sax ki nga xam ne moo di directeur bu exploitation jamono ji nag moom sax ma ngay naan day topp ñi nga xam ne ñoo di sàmmkat yi ya fay jaarale ñi nga xam ne ñoo di seeni ay xar wala sax seeni ay nag gannaaw suuf a Oustaz Matar ñu dem ci les échos nag daal di ñëw ci ki nga xam ne moo di première dame bu Sénégal di soxna ki nga xam ne moo di Macky Sall moom nag gannaaw 8 ans mi ngi nii nag dafa amaloon démb rek sikk waxtaan bu njëkk ak li nga xam ne moo di presse sénégalaise bi moom kër yëglekaay bi lu mu wax nag moom nee na rek kii di Marème Faye Sall gannaaw 8 ans moom nag buggul woon génn benn yoon ngir wax ndax moom mi ngi wax ni nag kii di Macky Sall moom rek lañu fal muy ñiitu réew mi te buggu koo baare benn yoon ci li nga xam ne moom lay liggéey te it moom Marème Faye Sall mi ngi xam le ni saa yi rek bu soxlawaan lenn ki nga xam ne rek moo di président Macky Sall moo koy jàppale ci lu mu mënti doon te it nag moom nag buggul rek kenn di yaakaar ni moom dafa am lu muy def wala sax dafa am lu muy jëmale ci li nga xam ne moo di ci lu njiitu réew mi di liggéey ba tey ci kër yëglekaay bi moom Marème Faye Sall ma ngay continuer di wax nee na nag ci nit ñi la yëgee ñu naan nag moom wérul dafa amee li nga xam ne moo di feebaru xel
delluwaat ba tey fi nga xam ne moo di ci Vox Populi moom ba tey ñuy continuer ci waxtaan bi nga xam ne ki di première dame daal dina ko sekkoo nag journaliste bi mi ngi wax ni nag moom nag dañu ne woon sax dafa am problème mu xel ba looloo tax sax ñu yóbbu woon ko ci benn hôpital ngir rek mën koo faj waaye it moom mi ngi wax dara jotu ko te it moom nekk na soxna boo xam ne dafa fashion te it nag moom nee na mi ngi nag am na droit sax daal di génn amal ab doxantu ndax moom mi ngi wax ni lan mooy première dame ndax su ko neexee mu génn dem dox yi ay soxlam te it nag buggul am benn influence boo xam ne rek dafay jëm ci ki nga xam ne wala bàyyeekoo si ki nga xam ne sax moo di borom këram di président Macky Sall ba tey ci Vox Populi la ñuy desandi ki nga xam ne nag moo di Diary Sow enquêteurs yi ñoom nag yi nekkee fële ca réewu France li ñuy wax ni rek mooy xale bi fa mu newoon moo fa téye woon boppam maanaam piste figue la ñu daal di gis jeexalee nag ak l'observateur moom nag mi ngi ñëw sax di wax ni ci Diary Sow ba tey moom nag daal di ñëw rek di wax Diary Sow li nga xam ne moo ciy dëgg ak li nga xam ne nag moo ci nekkul dëgg ndax moom ñi ngi ñëw ci supposé localisation bu ñu defoon ci moom ak daw ci bu nga xam ne moo fa téye boppam ak service de renseignement yu français yi ñuy wax nag vérité bi nga xam ne moom la mission diplomatique consulaire bu Sénégal bu daal di gis fële ca réewu Paris laataa ñoo jeexal rek ñu dem ci tribune Oustaz Matar di ñëw nag ak ki nga xam ne moo di Baba Labé te it nag moom dippee woon boppam prophète fële ca Kolda te ñu teg ko loxo daal dina fanaan guddeem bu njëkk ci mag bu daal di Kolda te it nag ñu ngi ñëw ci mariage bi nga xam ne amaloon na ko ak benn xale boo xam ne mi ngi am fukki attaque ñett moom nag jamono ji dana def lépp rek wane maanaam pouvoir bi nga xam ne moom la waxoon moom la am lii nag moo gën a fës ci këru yëglekaay Oustaz Matar. d'accord wolof. ayca. jàngoro nu muy sant. jàngoro ji. bi. ji. waaw. ji lay sant. du bi jàngoro bi fa feeñ. Daaro Jolof. Daaro Jolof jàngoro bi. jàngoro ji feeñ Daara Jolof. jàngoro ji d'accord nga ne oto bi ci APH bi nag ak jur ya fay dugg nga ne nas tuut lan jéye am fa. jéye waa. nas tuut mooy lan. nes tuut. ah. nes tuut jéye am fa. waaw. nas tuut. nees tuut. waaw. kon yow da nga am pression xam nga li ngay wax ñaareel dafa am pression booy waxee. nas tuut nga waxoon. xam naa wax ji du muy kiiwee. nees tuut xëy nu muy gaawee. moo tax may déformer moo yi. nas tuut. waaw nes tuut. nees tuut. waaw. nees tuut. nees. nees tuut. nees. nees. waaw du nees. 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 nees tuut aca dikkal. d'accord. ci kanam ñu ngi koy nekk incha allah mi ngi war a ñëw ak nun ci plateau bi muy soxna Awa ba tey doonagul aawo doonagul ñaareel ko yàlla wallu. amiin tonton Pa Omar maa ngi ziar. Oustaz Makhtar maa ngi lay delloo ziar bu baax a baax a baax di la nuyu di nuyu itam ñuy bokkal plateau yi sama goro non bëgg naa bu doon sama goro nag yërëm naa ko ndeysaan. wallaay léegi nañu waxtaan balaa ñu fi jógee ñu juboo comme ça ñu finaliser nga génn ci rang bi. di nuyu roxe di nuyu ñuy seetaan à travers télévision bu mag bi di la DTV ci seen émission bi di Ndenkaane. këru yëglekaay loo ci jàngat. waaw xam naa li may jëkke de mooy démb defe naa lu ñu gisandoo ñun ñëpp. muy madame la première dame doon recevoir RTS doon am ay kàddu yu muy sànni. bon man sax xëj na am naa tuuti mbetteel ndax moo ko déggee maa ngi doon xaar peut-être dama doon xalaat ni peut-être day ñëw wax ci mbas mi sensibiliser jigéen ñi et tout ça kilifa yi peut-être foofu laa doon xaar wala bokk bu juróom lépp dina ci am li ma jaaxal nag xaw ma peut-être maa yéex a seetaan wala maa ko bàyyi mais dégguma ko ci benn yoon ma xaw ma jaaxal ci kilifa bu tey ni moom itam di soxna njiitu réew mi ñu toll fii ci réew mu génn di wax waa réew mi yëpp di ko déglu te tuddul loolu benn yoon xam naa loolu daal xaw na ma yéem leneen li muy jëm ci fondation bi fondation bi tamit dama ci am ab jaaxle parce que dafa wax ni moom lu ma bëgg rek borom këram moo ko ciy jàppale bon waaw mën naa nekk waaye nag dama jàpp ni borom këram tamit du nekk président éternel dana fi mos a jóge peut-être keneen wutu ko te moom lii mu taxawal dafa am solo parce que itam dafay jàppale ay nit ñu bëree bari fondation itam du jote dara ak loo xam ni dafa nekk ab élu politique nga xam ni peut-être dañuy fal ak du folleeku dafay nekk pour toujours
am nag ñoo xam ne ay bonne volonté la ñoo koy jàppale kon moom damay xalaat ni bu fi président nekkatulee su nguur gi jeexee ba yàlla jële ko fi keneen ñëw fondation ba day daal di fay parce que dee na borom këram moo ko doon jàppale te borom këram bu nekkatulee président xëy na dootul am moyen yi nga xam ne am na ki léegi di ko jàppale kon vraiment maa ngi koy ñaan mu ngi ñuy déglu mu ngi ñuy seetaan que daal mu seetaat loolu bu baax a baax a baax kenn mënta sippi loxol borom këram ci li muy def waaye itam mu jéem ko yaatal ba nga xam ni mu nekk première dame ak mu ñàkk première dame fondation bi dina fi nekk itam di dimbali way néew doole yi parce que déjà am na tur am na audience mën na lijjanti lu bëree bëri parce que mos na nekk soxna première dame njiitu réew te loolu moom titre la boo xam ni du fay ba mukk ilaay war xiyam loolu daal laa ci gënoon jàpp ci xabaar yi d'accord autoroute à péage beeg jur gi di nga fay jaar waaw moom loolu aussi dama ko fàtte woon mais loolu wax dëgg yàlla nguur gi ñooñu war a dimbali ci gën ko sécuriser parce que man tout le temps dama koy wax xam naa peut-être ça demande des moyens mais jur gi divagué foofu pour ñu fexe ba loolu du am dana xaw a jafe parce que déjà ñoom dañu leen fekk si bi ñu leen fekk see itam ñu xar dëkk yi ñaar pël nga xam ni moo baaxoo ak jur habitude am yëpp màng la nekk fenn ba yàgg nga jóge fa dem feneen seen tradition la kenn mën leen cee jëlee kon ñu dàq seen jur dem maa ngi feneen ba yàgg ñu jóge fa dem taxu feneen loolu moom ci seen aada la bokk kon gouvernement bi ñoo war a gën a sécuriser loolu parce que barrières yi dafa oyof trop toujours dama koy wax barrières yi moom wax dëgg yàlla waxuma nag mais mbaam mu am doole rek su ko mbëkkee mu jàll dem te loolu vraiment bakkenu nit ñi def ci nekk parce que ku ne xam na ni mbaam wala nag ni mu toll su dajee ak oto moom fekk muy daw ay xel moom bu faatoo itam ñëwante oto bi ñëpp seen bakkan mën na ci xottu gerte boole ak lëndamaay bi boole ko ak lëndamaay bi mais buñ ko mënul def ay lumière ba mu mat lépp it ñu def ko ay portion xool côté yi nga xam ne ñoo gën a jege dëkk yi mu traversé ñu def fa ay lampe su ko defee au moins bu dara de traversé daañu ko mën a gis xam naa daal moom bu fa jur dee jaar moom accident dafa jóg ndax autoroute bi moom tàlli na lool te booy ñëw moom vitesse yi ngay daw moom yéeme na soxna Awa kër yëglekaay ak li ñu yeewoo soxna Awa ngi ne soxna aaw la bëggoon wax soxna aaw la wax voilà soxna aaw la wax soxna da nga ma xëccal kii bi rek soxna aaw la ok ajaaroo xëy ñëpp la seen xel di dem oustaz may lay ziar lu bëri delloo ziar lu bëri ziar waa plateau bi tonton Baye Omar namoon ko lool gëj a bokk ak boobu plateau waaw ziar lu bëri sëñ Fallou mi génnagul ci association bi ak doomu ndeyam Awa ak Lay Pay ñoom ñëpp yàlla 2020 bàyyi na foofu laay yem di ziar mbokk yi ñi safoo déglu ci DTV ci waxtu wi ci seen émission ndénkaane yaakaar naa ne Awa li mu tënk ci journaux yi démb ngoonuk démb gi muy ñaari ponk yi gën a fës jëm ci génn ko jëwriñ ji ñu dénk biir réew mi karange ak askan wi ak bu première dame mu jëm ci wàllum lii di couvre-feu bi ak état d'urgence bi nga xamante ne fësal nañ ne dañu koy wéyalaat ci diiru benn semaine ñu jox ko sañ-sañ nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy gouverneurs yi muy gouverneur bu Dakar ak gouverneur bu Thiès tey ñoo ko fas yéene wéyal ba le 26 mu nekk une semaine problème bi tey ji man laaj bi may samp gannaaw démb bi ma dégloo Antoine Diome ma wax ba pare mooy ndax yëf yi sax jarati na ko ndax Oustaz Matar def nañu le 7 lañ def ba le 19 démb ñu mel cas yi mel ni dafa gën a takkarnaase askan wi mel ni yëgalatuñu seen yaram feebar bi tey ndax dañoo war a nekk ci couvre-feu état d'urgence ndax loolu mooy solution bi ndax yeneen i solution waruñu dekkiwaat tey ci feebar bi ñu xoolaat ko wala dañuy xool lekk ki ci sunu dëkkandoo bi nga xamante ne léeg-léeg moo ñuy digal li ñuy def France lu mu def rek ñu daal di koy xool tey cas yi dugg na fépp te boo dégloo waa kër docteur da ngay xam ne yëf yi xel dalagu ci rawatina ci lu soxal prise en charge en domicile bi maanaam ñi nga xamante ne ñoom la ñuy faje ci seen kër yi oustaz ñu ngi gën di yokk te ku nekk xam na ne Sénégal sunu dëkkuwaay yi nit mënta feebar ne ci kër ñëpp xëy ignoré ko loolu mënta nekk faaw nga xëy fëgg bunt bi xool ko ne ko ndax yaa ngi tane woo te bu dee nee nañ feebar bi ci jokkalante kàddu yeeg yooyu ngelaw li lay dem yooyu yëpp war nañ ko xool ñu déglu tamit ñi nga xamante ne ñooy waa kër docteur keroog ki nga xamante ne mooy professeur Ousmane Gueye mu ngi koy wax mu ne hôpitaux yi feesaguñu yenn fees yi
kon lan moo tax hôpitaux yi feesaguñu yenn fees yi ñi nekk ci kër yi mënuñu leen a jël yóbbu leen si biir hôpitaux yi ñu bàyyi leen si biir kër yi loolu tamit dafay gën di lawal li nga xamante ne mooy cas communautaire yi man ci sama gis-gis autorités yi war nañ xalaat foofu waaye du ay couvre-feu corona tëddiwul 21 heures ndax tey jii 17 heures tey toute la journée nit ñaa ngi dox seen activité corona ngi ànd ak ñoom di dox donc bu ñu ne tëj nañ marché yi 17 heures tëj nañ marché yi midi ak yooyu taxul corona bi dem tëddi man yaakaar naa ne stratégie yeneen war nañu ko daal di xool ndax bientôt 1 an ñuy xeex ak feebar bi donc mu des fi am na yeneen stratégie yoo xamante ne war nañ ko développé waat daanelee ci lu soxal rek génn ko première dame Marème Faye démb mu jëm ci fondation bi comme tonton Baye Amar ni mu ko waxee xam nga fondation première dame yi moom bu seeni borom kër nekkee au pouvoir lañ koy taxawal bu demee dem na gisoon nañ fi fondation Viviane Wade fondation Elisabeth Diouf ñoom ñëpp bi ñu fi jógee dañ fee daal di jóg lii doy waar ci fondation yi mooy ñi nga xamante ne dañoo am sañ-sañ di usurper di jël lu première dame yi naan la indi leen seen i cas def leen ñu dimbali leen te fekk na amaana moo tax démb première dame bi mu waxee ne gis ma man jox ma sa dossier ma gérer ko moo gën a yomb moo gëm ma moo gën keneen jóge fee naan leen ci fondation bi laa bokk ngeen koy jox ndax man Marème Faye tëjalu ma samay buntu nit ñi donc yaakaar naa ne loolu tamit war nañ ñu bari war nañ ci bàyyi xel am sa soxla nga dem diis ko xamante ne laalewul ak fondation bi léeg-léeg sax yow yaa koy mujjee jox ay koppar mu def si naan da lay jàllaleel say dossier te fekk na amaana du si dara nit ñi tamit nañ si gën a bàyyiwaat xel léegi moom ban buntam moo ubbeeku ba nit ki mën a ñëw gis ko sans mu jaar ci kenn tamit ci waa te xam nga loolu tamit rek fondation xam nga ñu ko tegale am na ñoo xam naa ku ma bëgg a gis ñëwal ci man voilà mu ngi noonu balaa ñu laa gis sa kër gaar ñu yaa ngi ca buntu voilà te ca fondation ba fa muy nekk amaana tamit du fa nekk administré yi ñeneen ñi ñoo fay nekk tout le temps donc loolu tamit doy na waar nañ ko xoolaat gis ko moom première da xam nga ne nit ki du jógee Pikine waaxu dem ba mer mu taxaw mu ne Marème Faye laa soxla ñu ne ko dugal mu ngi ci biir am na ay procédure yooyu nit ki di jaar nag foofu la njuuj njaaj beek naxaate bi nekk mu bàyyi si xel amaana population bi ñu bëri bëgg nañ ko solliciter gaa mu ngi def nag mu ngi jàppale askan wi ci domaine yu baree bari mais ndax xam ne am na ñoo xamante ne ñu ngi liggéey ci ndoddam tamit loo xamante ne taxut a jóg fondation bi d'accord jërëjëf Adja Rokhaya ñu sant ko baax a baax gërëm ko soxna Awa gannaaw sa jàng yëglekaay yi sa jàngat ci yëglekaay yi maa lay nuyu di nuyu waa plateau bi di amaat mbégte rek tonton Baye man mi ñu bokkalaat plateau bi di nuyu également téléspectateurs yi li ma ci dolli rek mooy daanaka fi Rokhaya jeexalee ci li nga xam ne moo di fondation bi moi je pense que ni fondation yi comme nu mu ko waxee ku fi ñëw teg créé bu bees dal moo tax wax sax waruñu ko mën a def continuité benn bi nga xam ne moo fi nekk fi ci ay dossiers yu muy traité ci ñu muy dimbali ci ñu muy liggéey beneen bu ñëwee pour man keneen bu ñëwee jarul ñuy changer mun nañ ko def benn continuité ñu continuer liggéey bi xool dossier yu fa nekkoon parce que tey ji bu fekkee am na kenn koo xam ne mi ngi sàkku ndimbal dossier wam nekk fa ñi nekk ci loolu pareegul président wàcc léegi tey première dame boobu nekkatu fa kon kooku dossier am dañ koy jël def ko ci poubelle bi keneen ki fa ñëwaat indiwaat yeneen dossier te Sénégal ku fi xam Sénégal xam ne ay ku ma booleeg diw maa la jàppaleeg maa la lii kon kañ la ñuy dimbali bu baax sax askan bi naam mi ngi def dañ ko koy nangul mais tamit nag également pour man il est temps ñu jéem a xool fondation yi nga xam ne première dame bu ñëw teg ko ñu xool na la ñuy continuer li nga xam ne moo di liggéey bi te beneen bi bu muy wax ne kuy soxla ci moom lay ñëw directement loolu bu amoon sax dañ ko koy laajaat parce que quand même tamit nag autorité la te pour man am na procédure bu nit ñi war a jaar am na lenn lu mu fi teg ñu koy liggéey tey bu demee ba ne tey ku soxla ci moom ngay ñëw directement est-ce que fondation bi kon dina jarati ñu koy fay teg kon fi ñu ubbi nañ ko local bi ñu ubbi nañ ko tëj nit ñi mu jël ñu fay liggéey kon na leen bàyyi bu fekkee noonu la bëgg a wéyalee je pense que ni li mu teg lu baax la fondation la muy dimbali nit ñi am yi fay liggéeyee et tout mais tamit néanmoins bu amee ñuy def lu baax ci biir ci loolu noonu am na ñeneen ñoo xam ne ñi ngi def safaan ba tey bu fekkee am na ñu nekk ci fondation bi di liggéey bu baax am na ñu fa mën a nekk di def leneen ak leneen nag su dul noonu moo biwaat rek ay bëtam gën a xoolaat bu baax rek li nga xam ne teg na ko pour askan bi ngir rek mën leen see jàppale beneen bi mooy ñi ñëw ci wàllum li nga xam ne moo di Covid 19 bi ak couvre-feu bi wala état d'urgence bi nga xam ne teg nañ ko te gis nañ ñu couvre-feu ba tey ci ñaari régions yi te pourtant rek démb ci journaux yi fësal nañ ay yeneen région yu mel ni Kaolack yu mel ni Mbacké
ak yeneen présence su maladie bi ni mu fa fësee tey ñi ngi dem ci fi nga xam ne moo di Daara Jolof kon pour man lan la ñuy xaar kon pour élargir li nga xam ne moo di couvre-feu bi ci gox yeeg goxaat yëpp que ñu yemale ko ba tey nii ci fi nga xam ne moo di Dakar ak Thiès ndax bu fekkee sax dañoo def Dakar ak Thiès ba pare interurbain bi nit ñaa ngi dem ak nit ñaa ngi ñëw kon tey jii nii ku jóge fii ci région bu Thiès wala Dakar dem ci yeneen région yi mun nga ko contaminer ñooñu wala ku jóge foofu ñëw fii delluwaat ainsi de suite kon pour man bu ñu koy def tey l'ensemble du territoire la ñu war a peut-être daal di mettre sous couvre-feu loolu daal man laa gis beneen bi rek jeexalee ci autoroute bi vraiment les temps ñu wax ci parce que bëri na ñi nga xam ne ñu ngi leen di faat ay nit yu fay romb di yor seen oto di daw di taseek ay li nga xam ne moo di ay mala di leen tëlëk yooyu te loolu mën na gisoon nañ fi benn woykat bi nga xam ne moom ci loolu sax la faatoo woon te bëri na ñeneen ñoo xam ne ñu xam ak ñu xamul ñu siiw ak ñu siiwul te autoroute moom kenn waru faa jàll même bu fekkee sànq tonton Aba Omar lu mu doon wax ne nag yi kii pël yi xam nañ leen ak sàmm mais foofu du yoon foofu waruñu fa jaar même bu fekkee xam nañ leen ak sàmm nañ ut beneen yoon bu ñu war a jaaree que ñuy jaar fi nga xam ne moo di ci autoroute bi parce que pour s'agissant de lumière benn jour maa ngi dégg dañ faa jaar wala ñoom autoroute bee jaar seen dëkk yi ñoom ay dëkk sàmmkan defe naa loolu la doon wax ñoom ay dëkk sàmmkat lañ autoroute bu fa jaaree war nañoo bàyyi xel autoroute bu jaaree léegi ñoom war nañoo bàyyi xel que fii kat léegi autoroute moo fi jaar non est-ce que ña fa jaar la ñoo war a bàyyi xel sécuriser ba seen nag ya du fa jaar wala ñoom ñoo war a fexe bay sàmm seen nag tout le temps du fa am na si ñaari part de responsabilité ñi fa xam ne ñoo tabax tali bi waroon nañ mën a sécuriser ba nga xam ne ñi sàmmkat yi duñu accéder foofu ak seen gétt yi ba ñu fay jaar mooy benn ñooñu bu ñu fayiree seen mission beneen bi mooy que ni jamono day dox tey jii autoroute bi jaar na fa nit ñi arrangé nañ leen tey mën nga dem Touba vite fait ñëwaat tey jii ñi dëkkee ca gox boobu ñu xam ne kat fii kat léegi changé na am na changement ñu fexe Touba ñoom du ñu jaarati yoon boobu ñu ut beneen yoon boo xam ne mën nañ fay jaar parce que ñoom tamit seen nag yi est-ce que bàyyi nañ leen yoon bu ñu faatoo xam nga bu ñuy wax comme indiwaale solution te exemple dëkk yu ci bari waaw autoroute bi dafa ñëw séparé leen ak seen morom yeneen dëkk ak seeni tool yañ daan dem di bay ak tout ça amul ay passerelle yu ñu defar yoo xam ne pour ay jur la nga xam ne dëkkoo dëkk wala ñaari dëkkoo dëkk ma am passerelle mais da ngay dëkk fii nii war a daw lu mat 10 kilomètres wala 15 kilomètres pour mën a jot benn passerelle te passerelle yoon ñaareel pour nit la mais ana pour jur waaw peut-être loolu defe naa yooyu tamit ci solution yi la war a waaw mooy beneen mission waaw bu ñu fayir rek ci ñi nga xam ne ñoo defar autoroute bi mais ñoom tamit bu fa ñi nga xam ne ñooy sàmm tey bu fa seen jur yi jaaree oto tël leen ñu dee ñoom tam dañuy ñàkk seen ay jur seen alal la bu ñuy ñàkk kon tey jii ñoom tam li ñu mën a def mooy sàmm seen jur yi ba nga xam ne aar leen ba nga xam ne du ñu mën a jaar foofu ba nga xam ne dañuy faatu ñu jéem a xool même bu fekkee day jar sax nga dox ay kilomètres pour rek sa jur bi mën a bañ a dee bu jaaree ci tali bi jar na ko que moo gën muy jaar foofu mu dee après sa alal nga daal di koy ñàkk loolu laa ci gënoon a gis am na solo am na jur yoo xam ne itamit nekkul sàmm bee leen di sàmm mais dañ leen di boyal loolu ci xeetu yooyu tamit waaw boyal la boyal lañ maanaam leen wooye amul jur yoo xam ne nii da am sàmm bu leen topp mais da ngay xëy bàyyi leen ñoom ñooy demal seen bopp buñ demee for yi bu heure ngoon jotee ñu jof ci la ñuy waxam ñu jof si ñooy dem ñooy ñëw kenn du topp seen ginnaaw jof si jot si non jur gi bu ñibbisee am na dañuy jot si jot si wala jof si ngay jot si jot si waaw yii jox nañ la cours wolof tey d'accord boobu non d'accord gu ma de jot si la am jof si dinañ ko xool peut-être mën na wuute ci dëkk mais man de wax gars dëgg yi yàlla nañ ñu àtte nañu àtte noo jot si la jur gu ñibbisi nan la tudd jot si la noo bëgguma jot si li nga wax noonu la d'accord ma jot noo bëgguma face à face ak sama jarba ak sama xarit nañ bàyyi noonu noo jot si non d'accord gu ma jot si d'accord gu ma loolu gars yi commentaire yi mais ana fee kii YouTube gis ma YouTube tey Mayte waa Russie ana YouTube day nelaw rek Mayte kon Facebook am non Facebook il faut ñu àtte maag tox noppaaw ma jot si la wala jot si jur gu ñibbi si nu mu tudd sëñ Fallou këru yëglekaay yi waaw sëñ Mata ñu ngi lay nuyu di la ziar baax a baax di ziar Baye Omar Dieng waaye tamit soxna Rokhaya ak sama goro futur goro xam nga ak teeguñu ko te fi mu ne cet lay bañ ay yow ceta la romb man nii sax di dem tëngi dama caa sawru yàgg na koo wax ndax dem fa daa yomb sawru ma ca ñu ngi nuyu soxna Rokhaya bu baax a baax toogaay bi jekk na macha allah di nuyu soxna Awa di ko ziar bu baax a baax
di ndokkeel Mansour Sow nag waaw lu jot yomb ah. gëm naa ne rek baa ngi dox. am na rek boo xam ne boo ci jéemee génn dañ lay jàpp topp rek ba mu àgg rek waaw ndax moom dox na ko te kenn yëgu ko kon xëy na am na ñu ci yoon wi di ko dox te kenn yëgu leen. waaw macha allah na nga koy bàyyi xel bu baax a baax. ba mu koy dox yëg ni. waaw kon ba mu koy dox yëg ni. ñu ko def dañuy yëglu kon baax mu koy dox yëg nañ ko de. waaw ñu ngi seetaan DTV yëpp. bokk ci rang bi te doxoo daal la ñuy bañ. waaw yow moom rang bi mu amul tëb. kii rek benn rek xam ne soo paasoo. xanaa bala ngay puus wala ngay paas dañuy gis bal wala ballon. li ñuy wax ci revue de presse bi rek mooy démb réew mi ñu ëpp ci réew mi bokk. président Macky Sall lañ doon xaar mu génn far soxnaam a génn bi soxnaam génnee nag ñu yaakaar ne xëy na ndawam lu mu yabal la mu waxal ko wala mu wax lu aju ci réew mi fi mu toll lu ko Baye Omar waxee ndax mel na ni moom mbiri fondation la doon leeral ñu ngi ko doon xaar nag ci ñu ko Baye Omar waxee rek mu wax ci feebar bi ne ci réew mi ak fondation gannaaw moom dimension sociale la xettali doomu aadama moo ko tax a jóg nga doon yaakaar bu yëkkatee kàddoom rek xëy na dina joxe ay jumtukaay wala ay matuwaay yu gën a mën a tax ñu taxawu njaboot yi nekk ci loraange jamono ji ndax jàngoro gi nag ba tey mi ngi fii ba ñu toppee logique gu jàngoro gi ni muy yokkoo chaque jour téeméer ñaari téeméer jàpp ñetti téeméer kon nit ñi waruñoo naagu ba doon rafet njort démb naan dañ fiy yemale couvre-feu bi ndax couvre-feu bi li ko tax a jóg mooy yemale law jàngoro ji waaye li ci yéeme mooy jàngoro ji moom guddi gi rek lañ koy dàkk waaye bëccëg gi nga xam ne ci la dem geeg dikki gën a ràññee ko ci la jaxasoo bi gën a bëri ndax bu dee guddi moom kuy da ngay nekk fi nga nekk rek jaxasoo amu fa kon foofu tamit loola doy na waar lool waaye liñ ciy jàngee rek mooy ndakaaru ràññeeku na Kees ràññeeku na waaye am na yeneen dëkk tamit diiwaanu Njaaréem département Mbacké diiwaanu Louga département Linguère fu ca nekk rek jamono yi gis nañ ne jàngoro ji mi ngi yokku gis nañ dégg nañ sànq yéene kay source a mu ñuy wax ne ci Daara Jolof rek ci diggante àllarba ak àjjuma fukk ak ñaari doomu aadama ñàkk nañ seen bakkan te ñu cëpp ay mag lañu kon loolu doy na waar xëy am luñu jox am solo loo xam ne nañ ko ciy dolli mooy ñi ngi bàyyi ci kër yi di faju man dama jàpp ne loolu wóorul ndax hôpital yi ci réew mi yëpp mënuñoo feesandoo ba tax malade yi ñu leen di delloo seen kër boo nekkee ci kër wax na ko dañ lay fëgg noo fanaane mbaa jàmm mbaa ndékki nga naka yaram wi nit ñi faaw yu jaxasoog yow feer boo xam ne dañuy bañ mu wàlle nag kim dal dañ koy isolé waaye doo ko dugalaat ci biir nit ñi ndax doo am sa borom kër wala sa doom wala sa mbokk ne ci kër gi nga koy seetaan ak li ñuy wax ci seetaan malade te na nga koy nemmeekoo foofa rek wàllante mën na faa am kon risque bu rëy mi ngi ci ñuy faj ci biir kër yi kon hôpital yi ci réew mi feesaguñu fees googu centre de santé yi ñu ngi fi poste de santé ñu ngi fi lu tee ñu yóbbu leen fa maanaam tëral leen fa dalal leen fa ngir gën leen mën leen toppatoo ndax loo xam ne da ngay dakkal ak lawam da nga koy dàkk fa nga ko war dakkee muy ci barab yi ñuy fajoo léegi nag Marième Faye Sall génnam gi mu génn nag leeral na lu bëree bëri ci fondation bi waaye dama jàpp ne fondation day am fondement muy luy wëy ndax fondation neex na lool waaye fondement moo gën a wër fondation da ngay xool ñi fi jaar ñëpp madame Elisabeth Diouf indi na fi solidarité partage Viviane Wade indi éducation santé Marième Faye Sall indi servir le Sénégal léegi li ci doy waar mooy ñoom ku ci sa nguur daanu nga yóbbaale sa fondation kon ana fondement ba kon fondation daa war a nekk affaire étatique nguur moo war a financer fondation waruñu koo moomee kenn koo xam ne ci ak mbaaxam ak laaj bërëm xëy na la koy sose waaye nguur moo ko war a jël dugalaat ko ci solidarité nationale bu ko defee ñi ngi tàmbali woon a dimbale ñooñu loola mën a wéy waaye fekkee ci nguur rek lañ lay dimbale ana nguurug Abdou Diouf Elisabeth Diouf ana nguurug Ablaye Wade Viviane Wade tey Marième Faye Sall moo fi ne ñaanalu ma leen ko ñoom xëy na du gën ci ñoom tey bu fi jigoon te beneen fondation may taxawu fondation nag toxoo ko toxu jigu ko fondation ne am fondement dañu koy jeexale rek ak ka woote woo ne ab yonente la fee ca Kolda yéen kaay tamit mi ngi xamal ne bii kaso la fanaan yéen kaay bi nga di ko laaj bu am solo nee na ko nag li tax mu ne yonente dañ koy yónni ak kéemtaanan na ko wane ca kaso ba ñu xool ba xam dana fa yàggam déet waaw jar na faa wane de moo ji sa boobu tiir bi laaj ko daal
war na koo def mën naa fen trop. waay sëñ bi noonu laa koy wax du ma ko woon sax du ma naan ay nar ak yooyu noonu dama naan mën naa fen trop. yaa ngi olofal de. Oustaz waaw wóor na yàlla gis nga man yooya du plateau du en privé du ma ci sax wax. di leen may succès. dama leen jëppe ba jëppe ñi leen di déglu ak di leen moo tax ma waxee ko ni moo tax ma commentaire ci mën naa fen trop. waay sëñ bu toll dégg nañ la. yàlla noonu lay waxee ni wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadiba moytu leen rek seen làmmiñ neex ngeen di fen rek yàlla nee na bàyyi leen ko naan haada xalaalun fële dagan naak xaraam na sa la doon avertir nit naan lii dagan na lii xaraam na li taftaru ala allahi alkadiba gis nga dafa wax ne dafa ubbee moytu leen di wax di fen naan lii dagan na lii xaraam na di fenal yàlla li taftaru ala allahi alkadiba yemu ca de inna alladina yaftaruuna ala allahi alkadiba ñi nga xam ne dañuy fental yàlla ay fen laa yuflixuun mu ne ñooñu duñ texe mataaun qalilun gànjar gu ndaw muy poñetum àdduna nga ciy jëlee wala hum adabun alim ñooñu di fenal yàlla jëlee ci mbugal mu métti gis nga benn wax jooju rek yàlla tudd na ci fen ñetti yoon ndax rek mooy tëddiku lu jëm ci moom fen sa digganteeg sa morom nii sax mën naa sedd waaye fenal yàllaa ko bi yenent sallallahu alayhi wa sallam fen yooyu moom yenent bi dane man kaddaba alayya mutaammidan fal yatabawa maqaduhu min an naar ku ma fenal te tey ko fal yatabawa na waajal maqaduhu seesam jékki waayam këram min an naari ca safara ba tax na kon Sénégal gii bu nit mënee toog ut fi kaabaam utub téeréem woote woog yenent di fen rek di dajale bu taxawalee kaabaam daa jara ajji kaaba waaw taxawal na kaabaam gaa yi nañ ajji kaaba aw xamul ajji kaaba pes nañ ñu ajjil kaabaam borom ci di kaaba wër di takk ay xale yu ndaw. ñu teg ne woon prophète la nekk de pédophile am na ñoo xam ne jaruñoo mooy li ma wax ñenn ñi jaruñoo sax jox benn respect ndax respecté wuñu dañuy yabaati ba dafa jéggi dayoo Sénégal gii ñu nekk nii ku fi mën a jóg di wax yenn yi wax dëgg fa yàlla mat naa waxal waa Régie ñu ngi may wax ne dafa am ku ñu war a jël ci ligne bi ñu dem jëli ko del siwaat incha allah balaa ñoo xuus ci biir thème bi Régie salaamaaleykum ñu ngi nuyu Ousmane Thiam maître Ousmane Thiam salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatullah. maître xanaa da ngay ndekki. non ndekki naa ba pare. Thiam nga sant de sa buur ngay waxal Oustaz Makhtar Sarr. def naa fi saaleen ba pare de moom wax dëgg yàlla. def nga yëfu caameen ba noppi. ñu ngi lay nuyu bu baax ñu ngi lay ziyaara bu baax a baax Thiam. ñu ngi lay delloo ziar. di am mbégte dalal la ci ndenkaane ñuy waxtaanee wàllu héritage ak li ci aju. waaw ñu bëggoon rek ci lu néew nga jàngatal ñu ci wàllu droit naka lañ mën a jàngatee wàllu héritage ak ay points yooyu ñu ci mën a souligner ngir ñuy seetaan. ci wàllu droit nii. ni ñu koy defee. waaw. waaw xam nga fii moom ci Sénégal seen loi bi ñu def mooy. fekkee nit dafa génn àdduna. dafa am loo xam ne fii balaa nga koy donn il faut nga def ko tribunal ba pare. maanaam li ñuy wax jugement d'hérédité. jugement d'hérédité nag mooy papier bi nga xam ne moom la loi ñi ci seen tur nekk. ñooñu ñoo war a donn ki nga xam ne si moo génn àdduna. loolu pour nga am ko il faut nga jaar tribunal booy ñëw da ngay indi ay yenn documents yi maanaam. liñ ci njëkk a soxla mooy bulletin de décès ki liy wane ne nit ki génn na àdduna. ak bu fekkee yoroon na ay jabar wala benn jabar wala ay jabar. nga indi certificat de mariage. loolu mooy wane ni kii ak ñoom ñaar ñoo doon sëy. bi muy génn àdduna. ak bu fekkee am na ay doom nga indi seen extrait de naissance. loolu nag boo ko amee da nga ciy boole photocopie carte d'identité ñaar ñoo xam ne si ay témoins la ñi ñuy wax ay témoins ñu ko xam. ñoo xam ne bu juge bi ñëwee
boo ko déposé tribunal dafa am benn juge bu ñu koy jox juge bi nag bu leen woowee ñoom bu ñu ñëwee day constaté bi mu gisee document yi mu lire daal ni laaj témoin daal ni kan moo koy doon moom am na dossier yi ci biir dossier am mais comme témoignage la da leen di laaj ni leen ñaata doom la bàyyi ñaata jabar la bàyyi et cetera bu fekkee ñoom ñëpp li tubaab di wax méngoo nañ concordance méngoo nañ ci li ñuy wax ci doom yi ci nu mu ko tuddati jabar wala papa yaay sax parfois danañ dugg bu fekkee ku góor gi moo njëkk a gaañu yooyu bu ñu ko defee ba pare nag juge bi day joxe benn jugement bu ñuy wax jugement d'hérédité jugement d'hérédité boobu bu ñu ko joxee nag balaa muy am effet maanaam yoon yi nga xam ne si loi moom la ci teg pour mu effet daal xaw ma nu ñu koy waxee ci wolof maanaam nga mën koo jëfandikoo foo nga xaar ñaari weer ñu xool ba xam amul benn koo xam ne si fàtte nañ ko wala koo xam ne si doomam la boo xam ne si xamuñu ko woon et cetera diggante boobu bu ñëwee moom ni d'accordul ci li ñu àtte dañ koy indiwaat li ñuy wax appel nga dem ki nga xam ne si moo jàpp ne àqam dañ koo fàtte mu ñëw dugg ci procédure mais ñaari weer yooyu jeexee te amul kenn ku ko contesté dañ leen di jox benn document bu ñuy wax certificat de non opposition ni appel certificat boobu mooy wane ni ñii juge bi wax ni ñoo koy doon amul kenn koo xam si ñëw na pour wax ni lii amul am na kenn koo xam si ñëwul wax ni lii tamit dafa am ay àqam ci kii maintenant nag loolu boo ko amee ba pare bu fekkee nit ki dafa bàyyi ay bien maanaam ay kër wala ay lenn en tout cas lépp luy doon bien xaar ci ay compte bancaire mën nga ñëw ci juge bi demander li ñuy wax liquidation de la succession maanaam jugement d'hérédité boobu ngay jël saisir juge bi ba pare jël bind ci bien yi nga xam ne si moom la fi bàyyi bien yëpp muy kër yeeg ko ñu listé ko ñaar nag mooy maanaam bu boobaa boo ñëwee ba ci juge bi soit da ngeen di déggoo ngeen xool nu ngeen di lijjante affaire bi c'est-à-dire ni ngeen koy séddalee wala bu ngeen juboowul ci loolu nag da ngeen di dem tribunal moom procédé li ñuy wax ci séddale bi ku nekk mu jox la li nga war a am après nag mbir mi jeex noonu daal lay demee. D'accord bu demaatee ba nga xam si kenn d'accordul aussi loi may na la nga def appel bon li juge bi décidé bu fekkee d'accord ci mën nga def appel mais bu fekkee juboo nañ tribunal bi mën na def li ñuy wax procès verbal de conciliation mu wane ni ñii ci lii lañ déggoo ci miraas bi defe nañ ko nii ku nekk am nga lii après nag ñu homologué ko juge bi bind ko bu boobaa nag contestation dootul mën a am ci affaire boobu parce que fa lay yem d'accord en résumé daal loolu laa ko mën a waxee di xaar peut-être boo amee yeneen question yoo xam ni peut-être leerul waaw man ñu wax ma ko maa ngi am question ci wàllu testament maanaam ki nga xam ne faatoogul bind na bàyyi fi léegi gannaaw bi mu génne àdduna exemple amoon na ay soxnaa ki doom mais ci biir ñooñu mu am ñi mu sélectionné ne ñii ñoo may doon bind loolu signé loolu bu ko yóbboo ci tribunal nan lay demee gannaaw bi ñi nga xamee ne boolewul leen woon ci testament bi waaw xam nga bu fekkee sëñ ki nga xam mooy dund def na testament maanaam testament boobu nag il faut mu def ko ci devant notaire maa xam ne bu ko defee kenn dootu ko mën a weddi bu ko defee jël ay bien avant muy décédé daal ni bien nii la ko séddalee bu boobaa bu ñu indee testament bi noonu lañ koy defee mais dafa am tamit ci loi lu ñuy wax réserve héréditaire maanaam ki nga xam ne si moom ay bien maanaam la mën a maye c'est-à-dire am na ci benn wàll boo xam ne réserve la lu ñuy wax loo xam ne si moom mënatu koo génnee mënul jël lépp rek jox ko kenn c'est-à-dire wala mu jël lépp maye ko dafa am benn affaire bu ñuy wax réserve héréditaire maanaam dafa am loo xam si il faut ñu desal ko fi pour ñu ko war a doon bu bëggee nag mën na jël yenn yi mu maye def testament ni may naa kii may naa kële mais ala kulli haalin am na lu ñuy wax réserve héréditaire loo xam ne war naa def loo xam ne si moom bu fi génnee ay njabootam danañ ci am loo xam ne si danañ ko mën a doon d'accord ñi ci plateau bi ku ci am laaj booy laaj maître balaa dem sëñ Fallou waaw waaw maître ñu ngi rafetlu bu baax a baax jokko bi ñu ngi waxtaane lu doy waar loo xam ne ba tey jii njaboot yu bëri juboo nañu ñi ñàkk juboo ci ñàkk ko lijjanti nga xam ne foofu njub ak maandu rek lañ fay yaakaar sànq niñ la déggee dafa mel ni kon ñi nga xam ne ñoo war a donn faaw mu am luy firndeel ne amoon nañu cër ci ki nga xam ne moom la ngi séddale gannaawam
léegi nag bu fekkee am na ci koo xam ne dafa judd te déclaré wuñ ko. lu mel ndax da ngeen di sukkandiku ci kayit yi ñuy déclaré à la naissance pour mën a am ay firnde yu wóor ci ne diw kii moo nekkoon waajuram am na wàll ci moom am déet. loolu mooy première question bi. deuxième question bi mooy ci wàllu testament bi dafa mel ni kon ki ñuy séddale gannaawam moom bu fekkee mi ngi dund te faatoogul maanaam sañ naa maye waaye sañ te séddale ndax bu demoon bay séddale ndax am na droit maam am ñu mu xañ ak ñoo xam dafa leen di sédd ci alalam te faatoogul. waaw ci première question bi mooy ki nga xam ne dañ ko fàtte du loolu nga wax. waaw xam nga koo xam ne si dañ ko fàtte. li ma ciy wax sax mooy koo xam ni loi bi dafa am ay tëralin yu mu teg yoo xam ne si boo juddoo dañ laa war a déclarer. xam nga li ñuy wax loi daf ni les actes nu mu tërati la des faits juridiques mooy li ñuy wax ay juddu mariage ay décès loolu li koy firndeel mooy dañ ko war a bind ci état civil nit bu génnee àdduna dafa war a am bulletin de décès nit bu fekkee juddu na dafa war a am li ñuy wax bulletin de naissance mariage bu amee dafa war a am certificat de mariage yooyu la ñuy wax des actes d'état civil bu fekkee ñoom dañoo def lu ñuy wax benn jugement d'hérédité ba pare am keneen ku jóge fale indi benn këyit maanaam extrait de naissance buy wane ni ci fi génn àdduna waajuram la am na beneen procédure bu ñuy wax tierce opposition même ñaari weer yooyu may wax bu jeexee koo xam ne si moom gisuñu ko woon am na lu ñuy wax loi may na ko lu wax tierce opposition loolu nag loi da ko ubbi pour koo xam ne si dem nga ba am ay 10 ans wala kii wala amul app boo xam ne si jox nañ la ko pour nga mën a ñëw laaj sa yelleef côté boobu moom li ñuy wax tierce opposition danañ ko def boo ko defee boo ñëwee juge bi nga xam ne si moo rendre woon décision bi wane ni ñii ñoo koy doon dañ koy indilaat dossier bi mu xool bu xoolee gis ñi nga xam ne si ci carte d'extrait de naissance bi gis na ni kii kat wax dëgg yàlla lii wane am na lu génnee na këyit buy wane ni kii waajuram la moom dañ koy dugalaat ci biir jugement boobu ñu annulé bu njëkk ba pare yokk ko ci beneen jugement bi ce qui fait que premier jugement bi dootul valable dañuy jël ñi nekkoon ci premier jugement bi dolli ci ki nga xam ne si moom moo ñëw ñu boole leen boobu jugement boobu léegi moom mooy continuer maintenant ci deuxième question bi ngay wax mooy testament c'est-à-dire testament d'habitude nit bu ko defee c'est-à-dire ci dundam li lenn li nga xam ne si moo ko moom di ko maye wala mu ni jox naa ko diw mais lii waree ni moom mënul xañ ñëpp moom mooy réserve héréditaire boobu may wax c'est-à-dire réserve héréditaire moom mooy permettre ñi nga xam ne si kenn mayu leen li des noonu bu fekkee am na bu fekkee waa ji génn àdduna ñoom ñu ñëw doon ci loolu waaye nag am na benn élément boo xam ne loi da koy de wax ni nit bu ko defee waajuram am na lu ñuy wax indignité successorale maanaam yow dañ lay considérer ni comme mënatoo doon waaju mooy koo xam ne si dafa exercer lu ñuy wax ay actes de violence maanaam daan dóor papaam di ko kii wala wala ñu plainte ko wala daal mu doon maltraité papaam ak yooyu dafa am yoo xam ne si boo koy def wala nga jéem a tenté pour rey sa papa te antuwul yooyu dañuy wax ni yow loi bi da lay éliminer pour nga doon waaj loolu moom bu fekkee am na indignité successorale loolu moom loi maye na ko koo xam ne si moom ala kulli alin bu fekkee dafa jàpp papaam di ko maltraité ba xaw a jël bakkanam sax te jël bakkan bi antuwul loi bi danaan kooku loi mooy ko moom mu dellu ki nga xam ne si moom la doon jéem a rey. waaw xanaa d'accord waaw tonton Pa Omar maître. waaw maître ñu ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay fay. waaw man sama laaj bi dafa laale tuuti ak li nga mujjee wax nii léegi. parce que damay yow yëkkati baat bi tuuti dégg moom baax. waaw man laaj bi may laaj dafa xaw a am lu mu laale tuuti ak li nga mujjee leeral léegi. muy lu ñuy wax déshérité. xam naa yaa ngi wax na bu fekkee ni doom ji moom doon na def ay tentative assassinat wala dara pour yàkkamtee doon na bàyyam wala dara. ba yoon prouvé loolu yoon mën na ko xañ li nga xam ne moo doon àq ak yelleefam ci bàyyam. mais léeg-léeg itam ñu gis bàyyi meroo ak doom rek. wala mere sax yaayu doom ji rek. ni ko sax say doom yi dama leen di déshérité wala mu ne doom ji dama leen déshérité parce que loolu bu ko bàyyi defee su ñëwee tribunal da koy wéyal wala du mën a nekk. beneen bi mooy dama mës a fekkee benn miraas
yaa ngi wax léegi nii nit ki amul sañ-sañu alalam yëpp mu jël ko maye ko. kon am na loo xam ne lii droit de réserve la ci ki nga xam ne dafa war a doon. waaye mu am kenn ci ñi waroon doon am benn cër bu am solo boo xam ne dafa wax ni ki ñuy doon moo ko may. moo amee tuuti coow. mu indi benn këyit boo xam ne dañ ci bind donation vente. mu nekk këyit boo xam ne xëy na mosuma ko dégg xaw ma ndax am na ci yoon wala déet. donation vente waaw. ma leerloo donation vente ma ne loolu da wax dëgg yàlla mosuma ko dégg. ñu ne waaw mën na nekk ci jataay bi ay borom xam na tooguñu fa woon ñu fa ñëpp ay profane lañu. mën na nekk ndax comme moom mënu ko may lépp parce que dafa war a doon te itam xëy na mënu ko jaay. parce que itam amul ci sañ-sañ loolu am na sañ-sañ mu nekk loo xam ne genre arrangement la day nuru jaay te du doon jaay mais dana am daal lu jóge ci kii recevoir ak ki nga xam ni mooy ki nga xam ni moom la ñu war a doon loolu ñu bëggoon ci ay leeral. waaw damay commencer ci mujj bi nga wax. loolu moom en fait donation vente moom mënul nekk. parce que loi dafa prévoir soit vente mooy am wala donation parce que ñaar ñi mënuñu bokk ci benn c'est-à-dire ngay benn bien. mu am donation am vente loolu moom mënul nekk soit da nga koy maye soit nga jaay ko mais génne papier buy wan donation vente loolu moom ki nga xam ne si moom lañ ko jox bu fekkee ñeneen ñi dañ ko contester tribunal da koy annuler parce que mënuñu jàpp ni soit daf la koy may soit daf koy may ñu gis ni may na ko avec des actes yu wane ni may na ko soit mu jaay ko ñu gis ni moom jënd na ko mais donation vente moom mënul nekk moom loolu moom bu fekkee am na ñi nga xam ne fii ñoom ñoo bokk ak moom succession bi maanaam ñi war a doon mën nañ ñëw tribunal xeex loolu pour ñu annuler ko te buñ ko annuler bien boobu day duggaat ci li ñu war a doon. question bu njëkk bi nag dama ko xaw a. mooy mere sa doom rek mere sa doom ne kii kat mere naa ko wala mere naa yaay ji duñ donn. waaw déshérité bi ngay wax. pour déshériter nit. xam nga mooy bi ma la wax noonu ñun loi bi ma jàng man mooy indignité successorale boobu laa gis ni nit bu koy def bu ñu wanee preuve bi c'est-à-dire sax du nit ki sax moom mooy ki nga xam ne si moom moo war a moom bien bi moom moo war a wax ni i waruma doon c'est-à-dire il faut mu indil tribunal luy wane ni condition yi nga xam ne si tribunal da ko posé maanaam mu ko doon bëgg a rey wala dara mu indi preuve bi ñu wane ni kii kat waru koo doon mais quand taxaw na le daal ni kii moom dama koy déshériter et cetera mais moom bu ko neexee mën na ko wax mën na ko kii mais yooyu yëpp bu ñëwee naan c'est des choses yoo xam ni mën nañ ko contester mais munoo taxaw rek xëy daal ni yow dooma doon kii du ma doon parce que nit ki bu génnee àdduna dafa am effet yoo xam ne si moom du moom mooy décider léegi parce que moom nekkatu fi c'est-à-dire li nga xam ne si moom la loi ci ki nga xam ne si génn na àdduna côté boobu la ñuy commencer parce que ki tëdd dañ naan amatul benn du maintenant droit yi nga xam ne fii moom la doon prévaloir par exemple mu ni nit ki yow waroo maa doon indiwul preuve luy wane ne waru doon ba pare décédé bu ñëwee tribunal loolu buñ ñi nga xam ne si ñoo bokk ak moom ñoo naan tribunal kii sama papa nee na woon du ko doon loolu tribunal du fondé wu ci loolu pour xañ ko ay droit donc tant que amul indignité successorale boobu ma lay wax ki nga xam ne si dañoo wax ni rek way yow sa yaay doo doon sa papa du doon bu waa ji génnee àdduna bu ñu wanee ni ñoom kii moo leen jur bokk nañ ci cette stade de jugement d'hérédité bi dañuy doon ko ñëpp. d'accord voilà. Adja Awa boo amee looy laaj. maître nga jéggal ñu de laaj yi xaw na fee bari. waaw non garaaw la amul solo. waaye sama jaam la amul benn solo laaj leen ko lu bëgg a laaj. kon baax na te comme ndekki na ba suur rek xam naa am na kàttan bu baax a baax pour tontu. waaw maître man fu muy ñëw rek mooy des fois da ngay gis yenn situation yoo xam ne borom kër gi dafay faatu. wàcc fi alal gu bëri wala wàcc fi ay kër ak kër nga gis kenn jug ne kat suñu papa bu muy dund dafa ne woon ñun ñoo moom kër gi ñële ñoo moom kër gële tey ji situation boobu noonu bu posé wee ba ñenn ci benn famille bi gis ni kat ñële seen kër moo gën a baax moo gën a bakkane ñu ñëw tribunal poursuivre leen nan ngeen di taxawee ci genre situation yu mel noonu. non situation yooyu boo amee c'est-à-dire loi bi daf ni kenn ko d'accord ci ni ñu jàppee ne noonu lañ koy séddalee am nga droit ñëw tribunal daal ni man nii ñu ko séddalee d'accord ma même bu fekkee paa bi daf ni woon kii kër gi la daf di kër gi laaje yow boo gisee ni yow sa intérêt maanaam comme li ngay wax noonu kële kër gee moo gën a rëy kër gële moo gën a ndaw ñun li ñuy jox dafa tuuti ñële lañ ko jox parce que loi bi daf ni bu ñuy doon ñëpp ñoo bokk droit c'est-à-dire ils sont égaux c'est-à-dire xaw ma nu ma ko mën a waxee ci wala ñoo yem
ñoo yem amul yow la paa bi par exemple mi ngi mel ne ñu ni Fatou moom benn kër premier étage R+1 Anta moom rez-de-chaussée bu ñu gisee ni R+1 bi Fatou moo ko moom kii ñu jox ko rez-de-chaussée alors que ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay wala ñoo bokk papa ba pare doon landoo ñoom ñaar dañuy fexe ni le partage doit être équitable maanaam fi ñu joxe kii R+1 kële war nañ ko jox R+1 te bu fekkee ñaar yi sax ñoo yem dañoo war a xool valeur bi par exemple xam nga kër goo xam ne R+1 la à Yëmbal bokkut ak kër goo xam ne R+1 la ici à Dakar donc nag valeur yi du yem bu fekkee loolu la yow mi nga xam ne si da ngay da ngay ñëw tribunal bu boobaa dafay désigner li ñuy wax expert bu désigner expert day évaluer benn kër gi daan ni kër gi par exemple 50 millions lay jar dem évaluer beneen kër gi ni kër gi 25 millions lay jar maintenant ki nga xam ne si moo jël këru 50 millions bi bu fekkee ki nga xam ne këru 25 millions bi daal bu ñëwee tribunal loi bi danaan day jël 25 millions fii 25 millions daal ni côté boobu yéen a ko tolloo maintenant il reste 25 millions boo xam ne si moom mooy surplus su kër gële 50 millions boo xam ne mooy surplus su kër gële léegi dañ naan diggante 50 millions yooyu dañ koy diviser par 2 soit ki nga xam ne moom R+1 bi nga xam ne si moo gën a cher mu dédommager kële à hauteur li ñu tollool bu ko mënul loi bi day wax ni tribunal mën na demander ñu jaay lépp buñ ko jaayee ñu séddoo ko xaalisu prix xaalis bi bu fekkee 100 millions la kii jël 50 kële jël 50 mais bu fekkee kenn ci ñoom d'accordul ci loolu bu saisiré tribunal léegi li ñu wax li ñu séddale woon yëpp dara du ci tribunal ko day boole lépp ku nekk sa ak yelleef nga boole koog moom maintenant nag ñi nga xam ne si ñoom ñoo doon bu ñu ñëwee bu leen neexee ci tribunal ñu ni ñoom dañu bëgg ñu defal leen séddale boo xam ne si séddale miraasu musulman la bu ko defee ni musulman ni ñu koy defee ci jullit c'est-à-dire xaw ma jigéen 1/8 xaw ma daal genre yooyu bu jigéen amee benn góor dana am ñaar noonu lañ koy defee loolu héritiers yi ñoom ñooy choisir ni loolu lañ bëgg bu ñu ko defee juge bi noonu la koy defee bu soobee yàlla. d'accord kon tribunal am nga choix boo ñëwee ne dama bëgg ñëw. miraase leen comme charia ni ñuy miraase jullit parce que fii tribunal am na ku ñuy wax benn kadi maanaam koo xam ne fii comme Oustaz Makhtar Sarr lay doon moom mënoon nañ ko jël comme kadi am na koo xam ne ku mel ni moom la ak imam lay doon d'habitude moom mooy nekk fii tribunal c'est-à-dire boo amee succession yoo xam ne ñoom buñ ne ci succession musulmane lañ bëgg dañuy ñëw ci kadi bi jox ko dossier bi moom mu def benn séddale daan ni musulman bu ñuy doon jullit nii lañ koy séddale bu ko joxee juge bi noonu la koy toppaate daan ni lii la l'islam wax ku nekk nga am loolu d'accord xam naa benn laaj soxna Rokhaya gannaaw bu ñu ko nuyoo maître Ousmane rafetlu tontu yi mais am na tamit réalité yoo xamante ne dañ koy gis fii ci Sénégal la maître ay doom yoo xamante ne ni amaana du ñu juddu sax ci néegu sëy bu seen waajuru góor daal di wàññeekoo ñoom tamit ci la ñuy présenté wu ñu gis leen ñoom lan la loi bi wax si ñoom ndax prévoir na leen ci ndono li ci héritage bi waaw bu dee succession la bi ñuy wax succession de droit commun maanaam xam nga Sénégal moom li ñuy wax pays de laïcité la bu fekkee kenn dafa am koo xam ne si le code de la famille prévoir na ki nga xam ne si moom mooy enfant naturel noonu lañ ko tuddee ci mooy koo xam si judduwul ci sëy mais bu fekkee papaam reconnaître na ko ba bind ko moom bu fekkee succession de droit musulman la ñuy de droit commun la ñuy def moom day dugg ci biir parce que xam nga liy indi problème boobu parce que ala kulli alin kooku d'habitude bu fekkee ñëw nañ tribunal moom day dugg parce que bu ñu xasee ba ñëw tribunal xam nga moom bu ñu ko bëggee def succession boo xam ni bu ñu demee ci kadi bi daal ni moom du doon moom bu fekkee d'accordul ci loolu danaan moom d'accord te bu fekkee ñoom ñëpp jubóowuñ ci succession de droit musulman donc loi bi day appliquer li ñuy wax succession de droit commun bi nga xam ne si moom da code de la famille d'accord te code de la famille bi mu d'accord li muy wane mooy bu fekkee yow rek doomam nga wane na ni doomam nga donc reconnaître na la même judduwoo ci sëy l'essentiel moo la jur bu ñëwee da ngay doon comme ñeneen ñi nga xam si def leen jur ci biir sëy d'accord xam naa ñu jéggal maître ndax mi ngi nekk ci liggéey di ko jaajëfal bu baax a baax ci nangu gim nu nangoo tontu ci sunuy laaj di ko sant bu baax di ko gërëm jërëjëf maître waaw maa ngi gërëm di leen sant maa ngi jégalu nag audience yi par suba dañ dul mën a libéré wu mais kon xëy na peut-être ma doon ñëw ci plateau dëgg la mais leer na am na solo macha allah
jërëjëf mel na ne teew na ndax leeral yi nga xam ne moom lañ soxla woon yëpp indil nañu ko tabaarakallaahu xam naa yeneen bu fi judduwaatee du ñàkk ci émission yi ñëw ñu ànd ceeg moom di ko sant bu baax a baax di ko gërëm kon mi ngi noonu maître la ñu ubbee thème bi moom lañ jël ci semaine bi di ko waxtaanee muy mbirum ndono mu mel ne lu mat a waxtaane la ci Sénégal fii réew mi toll ndax jamono yu nekk ñu ngi dégg faatu te ku wax faatu wax miraas ndax ki nga xam ne moo doon dund am lu mu moomoon bu faatoo ñam bàyyi ginnaaw a ko moom ñam bàyyi ginnaaw nag léeg-léeg mu faatu mbiri sedd guy ñu xam ne alalu àdduna amul solo gannaaw kii ko liggéeyoon moo dem bàyyi ko fi kon nun waxu noppi kon ku ne la nga ci am rek da nga koy doyloo waaye léeg-léeg mu mel ne dafa am ñu doon xaar faatu gi ngir riche ci te ñaareel ñi bëgg gën a bari le fa la coow li di gën a bari bàyyi na ay hectare fële bàyyi nay kër fële bàyyi nay tool fële léeg-léeg xëccoo bu méttee métti moo ci am ba tribunal ñaareel di ci am yoon contesté nañ fii léegi ñu ko defee jaarul yoon du nii du nële dafa dem indi imaamam moom miraase nu ko neex xaritam la woon ba tax na dañoo mujj porte plainte dem tribunal ñu jëlaat miraas ma indi am nañu faatu 100 ans seen ginnaaw faatu ba léegi miraas ma féeteegul boor 100 ans téeméeri at ñu ngi tëdd ci biir suuf seen alal jañ bàyyi ba léegi coow la ma nga ca doom ya faatu nañu ba jeex sët ya tey ñooy xëccoo loolu mi ngi am Sénégal ba fi mu toll nii kon baax nañu koy delloo si léeg-léeg di ko waxtaanee surtout yéex a def gi nit faatu ñu naan nañ xaar ba ña waroon a doon ñenn ña faatu njaboot juddu luy gën a compliquer le miraas la waaye mënumaa sori ci thème bi lu dul ñaanal nañu sunu professeur ba alxaaji Fallou Cissé mayta bi ma wooyee démb di ma wax ku ci mën a wax ci diine ma ne ko man Falloo taxoon ma tayal ci jàngu miraas ak wër kuy jàng miraas waaw sëñ Falloo taxoon ma tayal ci ku ma laajoon ma ne la miraas moom buñ jàngaan ci charia ba yegg ci buntu miraas dañ koy tëb ndax miraas njàngum boppam la boo xam ne dafay laaj ay at pour nga concentré wu ci ngir jàng ko kon du ma miraasologue ñaareel numéro sëñ Fallou rek ndeysaan laa daan jox ku ma laaj mu woo ko mu wax ko lu leer naa ñu lu kenn dul dindi tabaarakallaahu moo nekk noonu sëriñ Fallou yàlla na ko yàlla yërëm jéggal ko mu sonnoon ci lool gëstu woon ci lool jàngoon ko ca sëriñ bu Oustaz Pen Oustaz Pen ndeysaan yàlla na ko yàlla dolli wér te yàlla guddal fanam jeudi waaw d'accord waaw ñu ngi may wax waa Régine jokkoon nañoo moom Oustaz Pen nee na jeudi incha allahu taala dana teew moom moo jàngal Serigne Fallou Miraas nekk borom xam-xam bu ñëpp ràññee tabaarakallaahu tonton Pa Omar mel na ne sa laaj yi jur na ne yow thème bi dund nga ko laaj yi nga laaj maître waaw dund naa ci lu bari sax ndax xam nga soo nekkee doomu mag ñi teel fee jóge lu ci bëree bëri da nga leen di faral di wuutu ci ay jataay moo tax même su ko at yi matewul sax taxawaay bi xëy na mate na ko ba dund naa ci lu bëree bëri dëgg la mais li may jëkk def mooy ñaanal ndeysaan sëñ Fallou xam nga photo bii ñu wanee ni léegi mooy plateau bi ñu mujjee bokk maa ngi ko doon wax lu mel nii xaw nañ ci sax xëccoo ma ni ko da nga ko war a def ci ordinateur parce que moom loo sa bakkan yàlla xam na ni boobu xaw ma woon ni dëgg la dootu ci wax gisewaat dëgg la kon mu dem yóbbaale xam-xam boobu c'est dommage mais nag yéen a ngi fii da ngay ragal da ngay bañ rek waaye xam naa ni de nekkuma fi de bëri na Makhtar Sarr moom xamul dara ci miraas muy leer bëri na loo ci xam mais Oustaz Makhtar Kane miraas dafa nekk lu doy waar loo xam ni man balaa may wax sax ci wàllu xam-xam balaa may wax sax ci wàllu du ma ci wax sax parce que xaw ma ci dara muy xam-xamu diina wala muy xam-xamu yoon li ma ci xam bariwul damay wax ci wàllu sociétal ci bokk ci wàllu société parce que itam miraas ñi nga xam ni ñoom lañ koy defal wala ñi koy def yëpp ay nit lañu yu dund ci benn société te defe naa ni ba ca alal duggee rek la ñu waroon a xam ne du ñàkk seytaane waaw ba ca alal duggee la ñu waroon a xam du ñàkk seytaane moo tax man toujours bu jot su may wax ci miraas ñi nga xam ni ñoom lay waxal mooy ñi nga xam ne ñooy doon ka nga xam ne moom la ñu war a doon moom kenn amatul loo koy digal kenn amatul loo koy sant kenn amatul loo koy tere mënatul sañatul ka nga xam ni moo koy def itam miraas yàlla moo ko defal boppam bu dee ci diine islam la ba oustaz wax nga ni léegi dafa am sax njàngu boppam parce que xam-xam bu yaatu la boo xam ni amul dara lu ñu ciy nattable lépp leer na te nekk ci ay téere ku ko jàng da nga koy mokkal bu dee bu jëm ci tribunal itam
yoonu àdduna tamit tëral na ni nangam ak nangam ak nangam kenn amul loo ciy dindi kenn amul loo ciy def loolu itam awma dara lu may wax ñi nga xam ne ñoo koy def kon man fi may gën a agsi toujours jot mooy ñi nga xam ni ñoom ñooy séddoo alal ji nga xam ni seen waajur wala kenn ki fi jóge daal moom lañ ko war a doon ñoom laay bàyyiloo xel ni leen dafa am wax ju ñuy wax bari na luñ koy wax ba booy na ay nopp waaye dëgg la dañuy wax ni nit ki lu muy dund nga xam ni moom li mu am yëpp dajale ko doyu ko su wanee gannaaw ñu war koo séddale ñu baree bari du leen doy kon la ca nekk rek moo di ñu doyloo ko te ay nit lu ñu mën a bokk ci këru àddina bu tuddee alal la dafay jeex waaye su tuddee bokk la du mës a jeex te du fi jóg kon dama jàpp ni bu ñu amee wayjur boobu génn àdduna bàyyi fi alal ñu war a séddoo alal ji ñoom nañu xam ni alal ji mën nañu koo séddoo waaye mbokk gi mën nañu koo séddoo su ko defee kon ñu rafetal ba nga xam ni amul ci kenn koo xam ne kii alal dëgg la bokk na ci alal yi law nag alalu ndono bokk na ci lu leer la bokk na ci alal yi barkeel itam alalu ndono lu leer la waaye alal nag ku bëgg mu bari yow yaa koy fàggandiku yaay xëy suba yaay gont yaay lijjanti yaay dem yaay ñëw farlu bu tombee ak dogalu suñu borom sa wërsëg nekk ci dara bari kon la nga xam ne da nga ko doon sa bàyyi sa alal la rek yaa ko moom mu néew ak mu bari doyloo ko te xam ne loolu nga ci am su ko defee kenn ku ci nekk su xamee loolu rek ñi nga xam ne ñooy miraas di imam yi wala ñi nga xam ne ñooy miraas ci tribunal di ay kat yi wala sax yoonu adduna bi dina noppalu parce que ay nit bu ñu xasee juboo ci la nga xam ne dañ ko war a séddoo rek dootul am jafe-jafe kon fi problème bi nag oustaz Matar mooy nit ñi ñoo jël alal yóbbu ko fu mu nekkul te nag dama jàpp ni man ni ñàkk jom mënta weesu wax dëgg yàlla sa bàyyi liggéey alalam kër yi ba am këram wala am ay këram yow nga toll ni sa bàyyi tolloon nga sol sa dàllu bàyyi mu jot la nga jël sa bët teg ko ci sa alalu bàyyi ba mën a yàq sa diggante ak sa ay doomu ndey ak sa ay doomu bàyyi dama jàpp ni ñàkk jom mënta weesu loolu kon nit ki dafa war a am jomi boppam dafa war a góorgóorlu mais itam may bàyyiloo xel ni nit fu xelam yem rek fa la ak ndofam tàmbalee surtout bu alal taxawee gis nga Oustaz Matar kilifa dafa am solo te famille bu nekk ka fa mag mën naa nekk kilifa mais ka fa gën a rafet xel laa bëgg sax mu doon seen kilifa Oustaz Matar bi sama papa génne àdduna maa ngi nuyu baax sama benn jarbaat El Hadj Doudou Baye Guèye daf ma woo mu ne ma Pa Omar dafa gu leen seen miraasu papa ma ne ko ak kay ñoo ngi waxtaan mu daal ma ne leen rek da laa lay ñaan jag ma ne ko waaw mu ne na ngeen fexe ba bu leen xaw yi seen suturay bàyyi bu leen yàq seen mbokk li ngeen bokk mënu leen ko séddoo dara jaru ko ma ne ko billaahi wallahi wa taalahi mbokk du yàqu suñu suturay bàyyi du xawee ko ak lu mën a xew jël boobu engagement mais maa ngi jaajëfe itam ñi ma bokkal ku ci nekk itam ma waxtaane ko ni daal ak lu mën a xew nañu fexe rek ba suñu suturay bàyyi xawee ko nañu fexe rek ba suñu mbokk yàqu kon ñi toog di miraas bu ñu toogee di miraas te bëgg a defaroo ndax ku nekk xam ni ku ne di nga am loo ko gisee ku ne di nga am noo ko bëggee te ku ne sañ nga ko bu ñu toogee di miraas bu ñu waxee ni nii lañ koy defee nii la ko diina wax ni ma ko tën ku ne di nga am noo ko gisee ku ne di nga am noo ko bëgg bu ko defee ku nekk ñu nangul la waaye ñoom ñëpp ñu bokk xam lii gën daal mooy ñu def loo xam ni seen mbokk du yàqu kon ku ne am loo jël waaye ku ne am loo bàyyi suñu defee lii rek dinañ ko miraas ko càmm te benn jafe-jafe du am ma taxaw ne doo bëgg kàddu gi del si waat d'accord soxna Rokhaya léeg-léeg ci famille yi problème yu baree bari daf ci juddoo ci gannaaw génnuk àdduna ci xëccoo rawatina bu alal baree rawatina yéen jigéen ñi nga xam ne yéen a njaboot ku ci nekk yaa ngi jóg ut la ji sëriñ ñaanlu ngir miraas mi jaar yoon defe naa seddooy alal bu demee ba ut la ji sëriñ li ci juddoo nga xam ne kon problème am na wala ku nekk dem indi ji sa imaam bopp bu doon jaar yoon mooma doy wallaay ku nekk ak ki la doy yaa ngi naan jaar yoon mu ne bu doon jaar yoon am problème jàdd yoon kay wallaay mu ngi noonu mbokk ga tas surtout la xaawee doy na waar Oustaz Matar mu nekk pong boo xamante ne comme ni nga ko junjee léegi bëri na ñoo xamante ne biñ fi jógee léegi ba tey comme niñ koy waxee mënuñu tàlli ndax seen ginnaaw ba tey defaraguñ ko mu rafet mu jëm ci wàllum ndonam man nag analyse bi ma siy def mooy ki nga xamante ne mën nañu jàpp ne loxoom jotul woon ginnaawam lool kooku bu fi jógee danañ ko defaral la ca war miraas ko ci tekk ci dal kenn du dégg mais tey jii miraas bu demee ba jël beneen tournure am na lu si lalu bu ñu demee ba yéeg tribunal xeexante doon tibbante tànk uti ji sëriñ
ku nekk xëcc sa imaamu bopp ne kii moo ma doy mooy def li ku nekk wax ci sa faveur ñuy jël tamit ku si nekk di xaar loo ci am ci njeexintal ga dafa dem ba mu mel ni diine li ca diine waxoon gars yi dañ koo jël teggi ko fee jël li àdduna wax ànd ak moom te li àdduna wax mooy alal ji nga xamante ne war nañ koo séddoo li tonton Baye Omar wax sànq dafa am solo nit liggéey ay millions liggéey alalam xëy rek yàlla moom ko xam kooku la mu moom bu doon ne moo ko moom buy dem da koy yóbbaale waaye mu bàyyil leen ko fi yéen ñi mu ko fi bàyyil nag seen mata di dem ci xalaatoo leen moom la mu def ba am ko ak la mu tax mu bàyyil leen ko waaye yéen tey ji li ngeen def mooy nañ ci dem kenn duma ci ëppale léeg-léeg sax ci jigéen ñi dañuy xool doom yi ñi ni préféré am doom bu góor ndax ndono la ñuy xalaat ëllëg ñi am préféré am ci ñaar ak ñaar bu ñuy surtout bu ñuy wujjee ji tey amoon na nu muy demee ci famille sax yëf yi mënoon na nekk à l'amiable ñu daal di koy def ci ndono mais léeg-léeg day am ñoo xamante ne dañuy nekk ci ginnaaw di pousser fi nga jaar ak sa jëkkër say doom nangam ak nangam kër gi waroo ko seetaan mu mujj ci loxo yi diw waroo ko seetaan loolu nag dem ba yow sax sa période veuvage maanaam muuru gi ngay muuru sax doo ca tal dara yaa ngi xalaat nan la ñuy yéege kan moo ma war a lijjanti lii kan moo ma war a def nangam ba yow sa njaamuk yàlla léeg-léeg da lay réer surtout yow jigéen ji donc mu nekk loo xamante ne man tamit damay wax ne boroom kër day waajal boppam xam nga tubaab moom peut-être testament bind def naa ni léegi sax am na ñu koy doxe mais boroom kër day waajal boppam mooy lan waajal sama njaboot ci bu ngeen ma gisatulee tey ndono li ma fi bàyyi nan lañ ko war a mën a téye yow Oustaz Matar nit am na 2 ba 3 jabar te xëy dem ñëpp des ci biir kër gi doom yeeg jabar yeeg ñëpp daal di desaat ci biir kër gi lañ doon suturloo ba fi seen bàyyi nekkee tey jii lañ ci gën a suturloo ndax kenn yëgu leen mais lan moo tax tey bàyyi dem ñu nekk tribunal di yéeg ak a wàcc di yéeg ak a wàcc c'est que kenn ku si nekk ba bàyyi doon dundul alal ji la tegoon bëtam li gën a metti tamit nga ñëw ñu ne la diine lii la wax nangam ak nangam nii lañ ko waree nga ne déedéet doyuma dafa faral kii damaa jiitu ci moom nañ dem woowi sama imam bopp imam yi tamit am nañ ci responsabilité oustaz ndax ki ñëw ne la man kat sama wujju wi nangam moom am na fa ñaata doom te man alal ji sama borom kër ma ak moom ñu doon jóg di daanu aw ma fay doom waaye lii yëpp duma ko seetaan kii yóbbu ko imam ñëw àtteel la ci ni ko neex ndax lam ca nar a xaar moom tamit am nañ ci responsabilité bu bëri nga dem tribunal tamit avocat yaa nga fa taxaw donc loolu yëpp di wane ne coowal àdduna tey jii moo dem ba nit ñi la ca yàlla santaane salfaañe nañ ko xamatutuñu ko tey lan moo tax loolu ndax alal kese ndax ndono ci alal kese la war a mën a yem olof danaan doon sa bàyyi doon sa bàyyi ko gën léegi tey doon bàyyi la ñu jiital mooy li fi bàyyi mais la bàyyi def ndax nit ñi ñu ngi koy doon tey doy na war loolu moo tax ma ne borom kër dafa war a waajal ak njabootam. est-ce que du waajal gi léeg-léeg dana jul benn problème ndax ñu ci bari ñoo naan bu ma faatoo kër gi moom bu ko kenn jaay. bu ma kenn na ngeen fi bokk dëkk. d'accord. yéene la pour boole njabootam boole njaboot gi ba nga faatoo dëkk nañ ci jàmm mais après doom yi. sët yi ñooy ñëw ne sama yaay sama papa lii yàlla bu mu nekk tamit oustaz buñ ne nañ ko jaay mu fekk ne am na si doom joo xamante ne xëy na loxoom jotoon na ginnaawam mu bëgg koo jënd ñu ne njuuj njaaj am na ci kenn du ko seetaan loolu parce que moom mënu koy jënd bu ko jëndee dina génne kii bu nit ñi taxaw mais ñi nga xamante ne ñoom ñooy doon te di doom yi man yaakaar naa ne problème bi foofu la nekk laataa sët yee ñëw ndax sët yi fekkee leen ci boole xëj na amaana lañ ci am bëriwul waaye tey ñi nga xamante ne ñoom ñooy doom yi bu ñu juboowul ci seen biir bu ñu tënkuwul ci seen biir seen ndonal bàyyi duñ ko mën a téye ni nga xamante ne noonu lañ ko war a mën a téye te nag li ci xamuñu dina mais liñ ciy dégg mooy nit bu deewee dañu koo war a miraas doon ko ndax loolu am na solo waaye tey jii dossier yu bari ay classe nit ñaar fukki at ñu naan doon miraas nañ ko ba tey coow laa nga fa sës surtout nag bu jëmee ci wàllum suuf loolu tamit nañ ci bàyyi xel bu baax a baax oustaz. d'accord kërug famille daal mat naa bàyyi xel bu baax a baax kërug famille kër gi këru famille la suñ yaay daa waxoon bu ko kenn jaay suñ papa daa waxoon bu ko kenn jaay wax na bëgg-bëggam mais buñ appliqué l'islam moom tëddeewul noonu nit ki faatu na ñu ne noonu lii moom kenn du ko doon fi lañ koy bàyyi déedéet gannaaw boo faatoo ni la l'islam di waajalee ci ñu toppatoo la denc la sa ginnaaw it l'islam moo ko tracé ba ci li maître doon wax léegi l'islam am na foo xam ne nii noonu la ko tëralee ba ci testament mën nga ñëw yëkkati dara ci sa alal may ko sa doom ne may naa sama doom sàngam kër sàngam mais
koo may kër def ci turam de gis nga boo mayee kër defoo ci turam ba faatu ñàkk na ci charia ñàkk na moo tax li wolof di wax alalu golo ca lex ba la nga maye bi ngay dund it ka nga ko may na dem jël ko te loolu bu mu génn sa ceeru alal mënoo ñëw jël sa alal ji ñett xaaj nga jël ñaareel da nga koy maye benn bi daal sañ nga cee dénkaane nañ ma ci defal nangam defal ma ci nangam defal ma ci nangam li nga maye nag boo mayee tool ka nga ko may jëlagu ko nga faatu ñàkk na waaye bu demee ba jël tool ba tàmbali caa bay ñu xam ne lii toolam la su boobaa bu faatoo kenn amatul lu mu ci wax waaye léeg-léeg daal lu ci bari dana nekk problème mooy kër gi moom bu ko kenn jaay ndax bëgguma famille bi tas déedéet nañ ko jaay mën na bañ a tas famille bi nit faatu na ñu jaay kër gi après ñu dëkki ko l'essentiel xam nañ ne diw sàngama moom kër gi doomu aaw bee ko jënd wala ñaareel bi ñoo bokk jënd wala ñoom ñoo waxtaan ba juboo mais li ngeen di bañ kër gi tas kay régler leen ko bi mu faatoo kër gi kat mi ngi nii miraas nañ ko ku nekk xam nañ lu mu fi am kër gi diw sàngam moom appartement sàngam nangam mètre carré yi diwa ko moom gis nañ ko mu ngi am ci këru famille miraas nañu kër gi 300 mètres carré la woon ku nekk jël nga sa benn 100 mètres carré yaa ko moom da nga dugg ci kër fekk fa ñett famille ñu dëkk ci bi genn kër ku nekk sa côté bopp yaa ko moom jàmm ne ñooy moo gën rek non suñ papa dafa waxoon kër gi buñ ko jaay mën ngeen déggal seen papa mais est-ce que seen papa moom sëtam yi danañ ko déggal fa la problème yëpp di nekk des fois dafa am ay kilifa xam dañu sax menacé gis naa ko kër goo xam ne kenn nangu ko miraas ba tey parce que dañ ni paa bi ne woon ku ko miraas yàlla bu ma la raw xoolal ma loolu rek baal ma ñu jël ki ci ligne bi salaamaaleykum waaleykum salaam Sall Matar la bayka ñu ngi ziar ñu ngi ziar baax di leen ñaanal jërëjëf suñu borom taxaw leen te sàmm leen te aar leen amiin mais yenn saa yi man xëy na yenn saa yi man suñu loi dañ naan moo am problème yenn saa yi ci ñu am problème bi ndax comme que soo demee soo bëggee appliquer diine ñu àtte la ci kon du am problème mais comme que ñun léegi suñu demee ñu ñooy choisir yenn saa yi ngir alal ji wala am ñu ne nañ jël loi tubaab bi ngir war ne kenn ku ne benn la kon ça veut dire que yenn saa yi ñun suñu diine ñun ñooy dem ba ci tribunal yi ñu ñu tuddati ko fi ndax am bi te tamit en général famille nit ñi ñoo war def fexe ba seen famille nekk benn ndax man damay gis am nañu miraas ñoo xam ne ban miraasee jënd kër ñi jënd kenn ku ne jënd am na ci doom baay yooyu ba seen doom baay war leen a dolli 1 million ban paree lépp miraas dañoo jël 1 million ba ñoom xaaj ko ci xol bu sedd guy te teewul ña nga bokk dëkk ci kër ga mais kër gi dañ koo xaaj ku ne jël sa parti ku ne jël parti mais ñoom ban demee ba kee seen di benn doom baay war leen a dolli 1 million xëy na mën na wala mënu dañ ne ko gaa may ko kenn ku ne dëkk ñu nekk ci jàmm ça veut dire que dangay fexe ba say famille nekk benn ba nga xam ne ëllëg loolu mën a jig teg siraatal mustaqima mais du leen see continue mais nag yenn saa yi bàyyi ak waajur yenn saa yi ci problème yoo xam ne doo xam comme ni kii waxe da ngay gën a gis koo xam ne day gën a bëgg yaayam wala dara mu def loo xam ne am plus tard doom yi am na ci doom yoo xam ne dañ koy mer di la xaar ba lay heure boo làkkoo rek ça veut dire que dañu meroon lépp dañ ko di aj bokk bu defee noonu moo indi problème fan seen bàyyi di gaañu mere woon nañ ko mere seeni doom bàyyi léegi nag bu gaañoo luñ ko mën a dënge wala luñ mën a structure seen doom bàyyi yee dañ koy def ndax mën naa wax alal ja mais dafay am nit ñoo xam dañuy duñ gaaw a bàyyi mer dañuy jàpp loo xam day yàgg en général loolu mooy indi problème ngay jërëngeen d'accord jërëjëf am na solo xam naa it tamit qaadi yi nekk tribunal yi ñoom it ñu mat a formé waat lañu bu njëkk qaadi yi nga xam ne moom lañ daan teg tribunal dañuy nekk ay fóore ay kàngam mais xam naa qaadi yoo xam ne ni dara xamuñ ko mu ngi am ba tey ay décret mi ngi am ba tey mais qaadi politiciens yi léegi ñoo gën a bari tribunal ka qaadi yi jàng diine mooy séddalekat yi Sëriñ Babacar Si daf daan wax ne séddaleeg miraas du benn dem màkka ak aj màkka du benn ñu bari dañuy séddale miraasunu ba tax na la ngay demee ba tribunal nga fay wër qaadi yi te man fa nga dëkk ami imaam ñoo xam ne nangu nañ leen miraas problème bi yëpp foofu lay delluwaat loo demee tribunal léegi nga dem tribunal après qaadi bi àtte nga ne noo ànduma ci léegi tribunal ne la qaadi bi moom toogal na le tribunal moom dafa limité qaadi bi moom nañ waxtaan rek juboo qaadi bi àtte ñu dem ñibbi waaye bu amee ku contesté moom am na loi bu tegu ci kaw qaadi bi loolu tamit nañ ci bàyyi xel xanaa dem tribunal gi fa la problème yëpp di nekk lu tax nga fay dem te ci koñ bi am ñu fi mën a miraas salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw man dama bëggoon participer émission bi. bismillah ñu ngi lay déglu. waaw démb woote naa nag mais après question yi eggul woon parce que démb macha allah ñu ngi nekkoon mais da ngeen amoon ay problème ay panne technique. waaw
ma xoon démb kii eggul woon quoi macha allah émission bi affaire héritage yi nii soo leen ko mënoon def 15 jours dina baax trop parce que actuellement soo demee tribunal. problème héritage moo fa nekk si dossier table juge bi ou bien problème ay escroquerie ay vol yooyu quoi parce que pour te dire ne problème bu mag la nekk Sénégal problème société la. démb dafa am lu kii wax doon wax ne ku bëggoon jàngee héritage wala nga àtte wala c'est une science mu ne ndax da nga war a jàng mathématique fan lañ ko mën a jàngee. ma ko doon wax ne ko am na fi ay téere yoo xam ne mag yi bàyyi nañ ko fi. soo demee Saint-Louis mu ne ko si waa kër Amath Ndiaye Diack am na ko fi bàyyi téere. ma ne ko soo demee tey nii si affaire astrologie mu ne ko da ngay dem sëriñ Adji Touré. ma nekk am na foo xam ne kër yu nekk am na ñoo xam gëstu nañ si ba sori si. te bàyyi nañ référence yi fii. mais fii Sénégal soo soxla yooyu tamit kii ñu ne waa xam-xam boobu amu fi. te xam-xam baa ngi fi. xëy na yow yaa sa amul accès moo tax benn bi. ñaareel bi dama doon wax de affaire benn question bi tontu nañ ko mooy affaire testament. bi doon wax ne nit mënul am benn alal daa mooy benn alal boo xam bi jar benn kii may ko famille bi parce que la loi dafa war a nekk dafa warul agir dans l'indivisibilité loi dafa war a créer benn équilibre ces familles su ñu joxee lii famille dañ ko war a jox mais mënuñ jox famille bi wala mais too xoolee héritage yu bëri actuellement au Sénégal. dafa nekk affaire yoo xam ne dañ ko dencoon affaire jalousie affaire yooyu ba paa bi doon dund su génnee àdduna nag ñu bëgg ko régler nag si biir kii bi te loolu da ngay sentir nit ñi dafa am ñuy dencoon seen biir xol loo xam ne dañ koy bëgg régler nag après te loolu ndeysaan paa bi moom dem na te ndeysaan sama benn kii nee na ma nit ki mun ma tànk attewuñu ko mu ne am na comme lu nga wax sànq am na héritage yoo xam ne 100 ans mi ngi fii ba léegi kenn attew ko kenn miraasu ko te borom du tëdd mukk tàng ñeret te kiiwuñu ko te tànk at kiiwam at dumu kiiw miraas bi defuñu ko quoi donc mën naa laaj sama question ma ne léegi ku soxla léegi héritage parce que léegi dama gis ne tribunal soo fa demee léegi am fa benn dossier da ngay daw dossier bi dañoo ñu référé ko dàq ko 1 mois dàq ko 6 mois dàq ko décembre dàq nañ ko 7 ans su fekkee da nga fa xam benn nit rek saa yoo ñëwee ñu ne la kii dàq nañ ko dinañ dem ba foofu dàq ko plus de 30 ans même héritage bi moom damay wax ñu ne demal tribunal li tax nga am di tooñ sax ñu ne demal tribunal su demee am kenn ko moom lu ko garaaw dossier bi su ñëwee dinañ ko refay di ko dàq parce que da nga fa am benn avocat bu fa xam wala benn juge bu fa xam te problème yi day dem si problème yi gën a dem ba ñooñu gaañu ñooñu suñu gaañoo nag après sët yi ñëw sët yi ñëwee nekk 10 15 20 coow li gën a bëri man problème yi je pense que tribunal Sénégal bii il faut ñu jéem a xool ñooñu ñu koy teg ñu teg ay dossiers yoo xam ne pour ñu mën a di évacuer dossiers yi mais dossiers yoo xam ne def na ay 40 ans ba léegi jotoo si defoo si dara pour man y a un problème au niveau du tribunal d'accord foofu laa bëggoon naa intervenir am na solo dossier yi am 40 ans lépp xëccoo bi rek moo koy indi ak ñàkk a doylu ku nekk di nga fi alalu àdduna bala ma ko fàtte li maître wax ci tentation ba garay sa waajur dana tax tribunal léeg-léeg mu xañ la nga donn wuute na fekk charia tamit charia ki ray la dul donn loo boo demee ba ray mais doon nga bëgg a ray wala am na loo doon def say waajur nangam du tax mu ne doo donn amul mer gooy mere say doom ba bind ba charia ne valide na ko sa doom ji du la doon ndax mënul jóge ci yow sa deret la fenn dong lay éliminer doom ci li ma xam mooy doom ju rey baayam kooku moom ci biir ñi nga xam ne ma waaneewul irs lay dugg mooy ñi lislaam wax ne duñ doon waaw sax am na aussi loo xam ne daf may jaxal tout le temps waaye ñu wax na ko léegi ki dee moom est-ce que responsabilité am engagé na ci gannaawam ba ñu ne tant que miraasuñu ko du tëdd ci biir bàmmeel loolu itam waaw loolu xam naa bor la koy jaawaleel ñaareel ki am bor bu ñu fayul mais kuñ miraasul moom foog naa yëgu ma ne dana ko wàññi dara ci bàmmeelam salaamaaleykum salaamaaleykum maaleykum salaam sëñ maa leen di ziar ñu ngi delloo ziar waaw seen émission bi am na solo lool waaye jërëjëf li moom mooy li xew ci réew mi ci ñëpp am daanaka kër goo dugg daanaka difficulté am na ci yu mel noonu wàññil télé bi tuuti waaw loolu moom dëgg yàlla moo fi bari loolu parce que man loolu damaa arrivé man nii di la wax ak yow di ko seetaan nu mu la arrivé dëkkuma sama kër baay parce que sama mag bu jigéen donc dafa ne sama papa moo ko jaay kër gi nangam fexe ba tëdd si daal te man sama mag bu góor fi mu toll nii dëkkatuñ si kër parce que xam nga
moom ñu indi benn preuve bu leer daal boo xam ne tey jii am kër géejuwaay boo xam ne géejuwaay boobu la tey jii. mu ne sa papa moo ko jaay kër gi xam ni waaw loolu la wax. na kayit yi. moo ko jaay kër gi te du fay deful dara xam nga fexe bay dugg ci ay débat fexe ba nëxtal daal bu mujj bi ñëw perte mooy loolu. man mii si laa jógee dem ci àll bi def aventure clandestin xam nga affaire yi ci fan yi laa ñëwaat mooy loolu daal am ñoo xam ne bari yoo xam parce que loolu moom mu obligé ma génn dëkk bi parce que imagine yow sa papa liggéey kër ba mu ci doxal la si njaboot yow loolu ñu génne la moom mu jël ay njabootam dugal ci xam nga mënuma image sa deret nekk si biti di tumuraange dafa métti dafa métti te tëdd ji boo demee ci yoon bi nga jox li nga moom ay da ngay mujj da ngay bàyyeeg yàlla xam ne xañee da ngay métti quoi am loo xam ne lépp mënoo ko expliquer lépp ñu fi am ak ñeneen ak ñeneen nga dëkk ci kër mënoo am nekk ci mbedd mi xam nga di loué sa papa wóor na lii sa papa la xam nga góor jigéen fu mu demee ba xëcc góor y a quelque chose am na fu mu sukkandiku xam nga te daana ñu nekk si dëkk boo xam ne diine l'islam la ah te tey jii moom ma ne de sama mooy day loué xam nga dafa ñaaw muy loué ñu bokk benn koñ mu tabax këram ba mu àgg mu wóor na lii alalu baayam la te mënu si dara di loué même koñ ah kër yooyu dafa yàgg kër yoo xam ne Senghor moo ko Colobane bi dëgg la Senghor moo ko joxoon sama papa donc xam nga ñun ñi tey jii xam nga dafa métti quoi am na yoo xam ne boo ko dee wax sax day métti wallahi dafa métti moo tax seen thème yi dafa am solo trop ñi di ko dund état bi waroon ñu jàppale képp organisé ba nga xam ci daal papier kër yëpp day nekk ci normal mais néew doole daal xam naa ne ci ñàkk li ñuy dund ba dee rek dafa métti am na xam ne mënuñ la wax lépp tey dafa métti daal léegi no woon na day genre kër bu ñu ko tuddee sama xol day jeex ay sama xol day jeex parce que yow nga am sama papa doon jàmbaar lool mag ñu doon liggéey ci may tubaab yi ci la bokkoon mu doon jàmbaar liggéeyal ñu bëgg njaboot mais tey jii xool ñun tey jii surtout branche bi ñuy dund dafa métti te tey jii boo demoon xeex fi wala ngay xuloo ñu jël mënoon te yóbbu lu pëj xam nga donc yow léegi lay obligé def sëñ bi takkal sa digg rek yàlla jeex xam ne lii wóor na li sa ndono la sa alalu bàyyi la xam nga yow tey jii yooyu yëpp wàll bu jéegu doo ko indi parce que sama papa mu bëriwul am na sama benn mag bu góor bi sax mu jur a gaaju ma damay waaru dafa nekk kenn mënu ko wax dëgg la waa kay jërëjëf tey jii Dakar loolu tax man bëgguma faa ñëw maa ngi Touba gi mais Dakar boo gisee problème yooyu tax bu ma wala ansi moo tax ma tëdd rek Touba muy moo tax Dakar daanaka nit boo mënoon may milliard dafa pour ma dem ci day ñu teg man pour bu ma fàttali ko sama xol day jeex ndeysaan wala ansi yàlla jeexul yàlla jeexul sama benn jigéen a koy wax lu bari Aminata Camara boo waxee mu ne sëñ Saar yàlla jeexul ma ne ko wax ju am solo la ndeysaan sëñ Fallou yéeme na dafa feeñal lu bëree bëri waaye li ma jaaxal mooy ndono li ñuy waxtaane ku góor rek lañ tàggeegu kon borom kër rek la ñuy liggéenti gannaawam fi mu ne te defe naa héritage yaatu gën naa yaatu lu mel nii kon ñi ngi apprécier ba tey ci borom kër gu faatu di góor njabootam war a séddoo alalam kon daa mel ni kon foofu nañuy bàyyi loo xel tamit ñeneen ñi nga xam ne war nañoo lijjanti tamit seen ndono ndax léegi dañ koy négliger bii lañ gën a maîtriser bii lañ gën a wax comme mel ni góor ñi rek ñooy faatu jigéen ñi moom ñoo gën a gudd fan dañ cee gën a bari de waaw ndax jigéen bi ciy sëy sax yaa ngi xalaat boo ci amee ay doom yu góor yaa nar a ëppale yaa gën a tekki waaye gis nañ ne ndono bu amee rek dañuy natt njaboot gu juboo njaboot gu ñàkk a juboo njaboot gu ñaawoo wala njaboot gu rafetoo bi ci gën a metti mooy ñu bokk ndey ak baay ba noppi te mënu ñëw déggoo maam ci ndono li taaw bu koy xàncaat wala ay doom baay yoo xam ne tey dañuy xatalante ci biir seen noonoo da ciy feeñ ndax biñ gënoon a xam mooy ñoo xam ne ñoo bokk baay te bokkuñu ay ndey kër gu ci nekk di xëccu naan kër gi ñun lañ koy jaay duñu wàññil diw te li doy waar mooy da ngay war a teggi sa rak wala sa doomu baay yow nga teggi jaar noonu kenn du ci mën dara foofu day mel ni kon diine warate nañ ko diine xeebate nañu ko ndax moo la may jabar moo taxaw ci sab sëy moo la tuddal sa doom waaye ñaar yi gis naa xañ nañ ko diine mooy ba ñuy tas tribunal lañ dem bi ñuy def héritage muy doon delluwaat tribunal sama taa wax na ko léegi kon dem gi tribunal toujours coow moo la fay yóbbu lan moo tax muy am coow kon ñaari baat la muy donn ak doon nit ñi kon donn lu ñu gën a farataal maanaam donn gi te bu ñu góorgóorlu woon ci doon baay du ñu am problème ci doon baay ndax doon baay gi mooy rafetal gi xam ne sama papa kat lii mu nga xam moom la ñuy séddale gën a am na ñoo xam ne tey ji bu ñuy si woon dana nangu seen wàll
kon nga war a gore xam ne li la may ba tey ji nga am ci cër mooy njuri la tax kon da ngaa war a rafetal am na ko xam ne tey ji baatam ñu ngi koy doo dégg tey bi ñuy séddale gannaaw baay waaye amul woon cër ci baay faalewul baay maam doonul baay sagalul baay waaye bokk ci nañ ne fekkee ko ci boole kon bu ko defee léegi nañuy wastu àq man jàpp naa ñi xam ñooy def wàllu ndono yi wàllu miraas ñaar yi moom waruñu koo sàgg waruñu leen sàggane muy maandu ak njub waaye léegi intérêt la da ngay nopp ndaw sa bëgg koo seq ak moom wala mu am lu mu la jox ci enveloppe nga fexe ba détourné ndono la am na ci suñuy mbokk yoo xam ne lu mel ne xam nañ ko ci kenn ku maandu ci ñun moo dem fekk gaay na doxal seeni pexe waaye ba mu indi diine ak nañu ko taatee ña fa nekkoon te na woon def complot ñëpp dañoo wiccax seen loxo te fi soriwul fii suñu mel ne mbokk fii maanaam ku ñu jege la waaye dafa taal oto dem rek fekk ñoom liggéey nañ ko ba noppi ba jël lépp féete la ko aaw ba nag xañ lépp nag ñaareel ba waaye ba mu ñëwee ba waat leen ci biir néeg waat loo leen ca la ñu xam ne kon ña ko séddal ña doon miraas teguñu ko ci yoon kon am nañ say intérêt léegi bu ñu nee ba def ki fi tubaab nag la ñu am problème diine ngi fi est-ce que ay jullit la ñu est-ce que suñu jullite ñu ngi koy dund maanaam ci wóolu diine maanaam mu miraasal nu li ñu xalaat rek mooy bras de fer rek yéeg wàcc da ngay dem ba ki nga xam ne seen bàyyi moo leen boole woon geño tey jii doo ko xejoo ndax yaa ngi xëccoog moom am na ñoo xam ne tey jii wóor na leen ne bàyyi bu faatoo dootuñu am kër ndax ñi am doole ci famille bi da ngay jël lépp aaki moo ko waaye li ñu wax sànq ci kër gi bu kenn jaay loolu du xalaat ndax kër day am moomeel day am kayit d'accord xam naa waxtu bi dafa cate soxna Awa tey moom dénkaane ngay def yow lañ bàyyee dénkaane waxal dénkaane lépp tey kenn du dénkaane waaw oustaz moom lii moom nekk na problème boo xam ne déjà gis nga bi ñu commencé kii bi ba tey débat bi depuis dem ba tey nit ñi ni ñuy réagir mooy wane ni rek askan bi soxal na leen te problème la en tout cas man li ma ci wax rek mooy ñi nga xam ne ñoom la ñuy jël souvent ñi def li nga xam ne moo di wàllu miraas bi nañ ci seet suñu borom parce que bu fekkee tey alalu àdduna moo tax ñu doxalee nen ni wala am tey lu ñu bëgg moo tax ñu doxalee nen ni ëllëg suñu borom dinañ rendre compte te nit ku faatu ñi séddale alalam loolu doon na loo xam ne mbirum suñu borom la te doon na également loo xam ne lu sensible la kon tey nga def lii pour jox ñi faveur def lale pour xañ ñeneen ñi doon na toor goo xam ne tey ëllëg yomal xiyaam di nga ko layoog suñu borom na nga àttee woon fii rek moom lañ lay laajaat na nga ko defee woon dañ ci bàyyiwaat xel bu baax a baax te xam ne yëfu suñu borom la du yëfi àddina macha allah am na solo yëfi suñu borom la du yëfi àdduna su ko defee ñu bàyyi ci xel benn waxu Baye Ibrahima Sakho rek lay jeexalee jataay bi daf daan wax ne koo xam ne la mu amoon doyu ko ba muy dund mi ngi doon wut lu mu ca dolli jotu la doy mu dem bàyyi ko fi nekkoon kenn bu bàyyee fukk la doyutoon kenn fukk yéen dana leen doy du leen doy lu rek a fay am waaw doy lu rek a fay am koo xam ne kenn dong la woon yoroon leen la mu yoroon doyu ko mu noon ut lu mu ca dolli jotu la mat ba mu dem ba fi bàyyi fa loola mu bàyyi fi fukk ya bëgg a séddoo la doyutoon kenn ku ne am ca lu la doy munu la nekk doy lu rek a ci am ba tax na dëgg-dëgg alal li nga ñàkk la mais du li nga doon ñaareel doon na alal sax jural na nit yaafus doon na alal jural na nit yaafus da ngay ñëw fekk sa bàyyi la lépp ñaareel doo matale lépp bu la bàyyi la lépp nga bàyyee ko ba tax na léeg-léeg li nga ñàkkal sa bopp xam coono bi moom ngay gën a yëg bànneex que li nga xam ne da nga ñëw a fekk lépp noppi ñu bàyyi ci xel bu baax a baax dund ak dëkk waaye waru waaye ko daa yàlla na yàlla yombalal na ko fan nu gudd ànd ak wér-gi-yaram yàlla na yàlla defal na ko yàlla yombalal na suñuy càkkutéef yëpp fajal na suñuy xaaju yëpp defal nu jàmmi àdduna ak jàmmi àllaaxira yàlla na yàlla defar suñuy affaire yokk suñu chiffre d'affaires may nu yaram bu sedd bu ànd ak xol bu sedd waaye di sàkku ñëpp ñu ñaanal sëriñ Ibrahima Dieng nekk fële ca Jurbel di sëriñ daara bu ñu tëjati bu nu jàppati neey dafa jéngeey ndongo meey ba alxames jii di ñëw incha allah lañ koy àtte ca tribunal bu Jurbel ñu ngi sàkku ñëpp ñu ñaanal ko te sàkku it kilifa yi ñu jottali ko xalifa yi wax leen ne ba tey rek sëriñ daara yi ñu ngi ci yi ñu nekk ci seen i coono sëñ Ibrahima Dieng ci mujj alxames jii di ñëw lañ wax ne lañ koy àtte ca tribunalu Kaolack démb wax naa ko ci vidéo bu ma def ca tribunalu Diourbel démb wax naa ko ci vidéo bu ma def ne ginnaawu nañ sëriñ Touba waaw njaareem ñu mën fa jàpp jàngalekatub alxuraan tëj ci kaso nee dafa jéngéey mu ne wallaay ginnaawu nañ sëriñ Touba waaye yàlla na ko yàlla wallu yàlla na ko yàlla wallu
incha allah alxames du ñàkk ña nga fa xëy na mooy tax suba danañu teewaat incha allah alxames liwis nga waaj bu ci yàlla àndee walhamdulillahi ala tamaami nasaluhu xatma ala alislami xafidana allahu min al afati bi xurmati alqurani wa salaati subhanaka allahuma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin bismillahi arrahmani arrahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad bismillahi arrahmani arrahim la ilaha illa allah la ilaha illa ant allahu akbar alhamdulillah bu la àdduna diggée ni da nga fiy sax wallaahi nax nga sa bopp àdduna kenn du fi sax. allahu akbar alhamdulillah